sama liggéey bés bu nekk mooy toppatoo nit yi maa ngi def li ma mën ndax wérgu yaram dafa am solo maa ngi dox ci li gën tamit ngir toppatoo sama njaboot ni jigéenu Sénégal yu bari maa ngi taamu meewu l'écran bés bu nekk ndax nag mooy garanti meewu nag piir bu am juróom-ñetti ferñeent li gën ci sama wérgu yaramu njaboot te seen wérgu yaram amul njëkk def li gën rek moo am solo te taamu meewu l'écran moo am solo l'écran firnde mbëggeel bi gën a wóor. jërëjëf mbokku téléspectateur ITV ñi dellu si seen émission altine bu jot tey di ñaar fukki fan ak ñeent arène sénégalaise heure bi xam ngeen ko ñu tey daan ànd ak yéen ci li nga xam ne mooy programme làmb mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di leen nuyu di leen ziar di ñaan yàlla mi borom jàmm dolli jàmm ci réew mi yàlla mi borom sutura dolli sutura ci réew mi yàlla na yàlla taxawu réew mi ba ñëpp am jàmm ñëpp am sutura li nga xam ne mooy feebar bi it sunu borom mu ngi ci suturaal yàlla na gën a dellu ginnaaw ba nga xam ne daal dañ koy néewal doole lool ba ñu delluwaat ci activités yi ndax booy xool activités yi ñu ngi koy reprendre ndànk-ndànk jafe-jafe yi amoon daaw ren mi ngi wàññeeku te yàlla na gën a wàññeeku ci barke Seydina Muhammad yàlla defal adduna bi yëpp jàmm mbokk yi damay dellu nag rendre hommage le directeur général Mamadou Ibra Kane ci li nga xam ne mooy livre bi nga xam ne génne na ko ci Nelson Mandela muy loo xam ne lii fi mu ko tibbee moo sori ndax mi ngi ko tibbee ci Léopold Sédar Senghor le premier président du Sénégal jaar ko ci le président Abdou Diouf mi nga xam ne moo ko fi wutu woon ba ci président Abdoulaye Wade ba gi nga xam ne mooy président Macky Sall lépp nag mu indil ñu ci démbu Nelson Mandela ak Sénégal ndekete Sénégal joué na ci apartheid loo xam ne lii keroog Mamadou révélé na ko muy loo xam ne ci secteur yëpp ci segment yëpp ndax xam nga ne Nelson Mandela daan nañ ko jàngale ci école yi apartheid di wax crime la ñun ñii ñëpp ku ne xam na ne daan nañ ko jàngal xale yi ci tableau école yi ñu bind ko ci sunu artistes yi xam nga kenn demul ñu des ci ñoom it daan nañ ci def ay tournées yu am solo moo tax keroog Mamadou Ibra Kane fële nga xam ne muy musée de civilisation bi mu fa wootee ajjuma kenn manqué wul ndax li ci gën a am solo ginnaaw livre bi mooy li Mamadou dajale ci ay secteur maanaam acteurs culturels yi nga xam ne ci ñoom lay njëkkee ndax liñ ci liggéey bari na aussi muy ñoom Baaba Maal Ismaïla Lo nga dégg ci li ci ñoom Youssou Ndour def li ci ñoom Thione Seck ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm moom it Nelson Mandela ba ci Adja Kiné Lam ñoom ñëpp ku ci ne ñëw nga ci Nelson Mandela ci doon ko jàppale ci li nga xam ne mooy bëre bi mu doon bëre pour nga xam ne nit ku ñuul day gën a am boppam ci Afrique du Sud et à travers le monde loolu nag dajale ñi nga xam ne nag ñoo ŋànk ko politique bi muy pouvoir di opposition ñëpp daje fa keroog les maires ñi nga xam ne mooy autorités religieuses yi ñëpp daje fa keroog autorités coutumiers yi ñëpp daje fa muy loo xam ne lii boo ñëwee ca barab ba di nga xam ne kii woote tey bokk na ci ñi nga xam ne ñooy mooy camp yi nga xam ne ñoo nekk nag ci presse sénégalaise parce que Mamadou tey bokk na ci ñi nga xam ne ñoo gën a màgg ci presse sénégalaise ndax yi mu fi def yi nga xam ne def na ci ay empreinte am ay groupe de presse yoo xam ne yii moo ko samp def ci empreinte am ba ni mu ko jëmbate woon mu jébbi ba doon ay groupe de presse yu mag tey ba tey jii nga xam ne projet bii nga xam ne ubbi na ko muy groupe E-Media nga xam ne ñi ngi ci ñetteeli at nga xam ne noonu la ko démarré woon ak ay groupe de presse ba sampaleen ba ñooñu tey à travers le monde ñëpp xam leen projet bii it muy nitu défi nit koo xam ne kii toujours dafa bëgg di créer ci dëkkam loo xam ne dañuy teg lii am ñu ci téye mu tegaatlee noonu la ko yàlla bindee ndax aventure bi yàgg na depuis Walfadjri Mamadou Ibra Kane depuis RTS laay njëkke sax Walfadjri RTS groupe Futur Média ba fii mu bind ay livre yu bari ba ci Nelson Mandela bi kooku amuñu lu dul di ko encourager di ko féliciter moom Mamadou Ibra Kane Mamadou Ibra
ci semaine bii aussi mu def ci grandeur boo xam ne bii wane esprit boo xam ne bii bariwul lu ko kilifa di def sax waaye bokk na ci li ñu war a def mooy humilité su delloo waatee émission bi ñuy wax grand jury mu créé ko ci groupe Futurs Médias ak aura bi mu amoon ak importance bi mu amaloon nit ñi mu delluwaat fa dimanche sunu rakk Babacar Fall sunu jarbaat invité ko ñoom ñaar ku ne xam na seen complicité entre Mamadou et Babacar depuis Babacar nekk lycée boobu nekkul journaliste di côtoyer Mamadou Ibra Kane ndekete moom lay légué grand jury ba dimanche mu invité Mamadou boo leen di déglu sa yaram day daw seen waxtaan ni mu ànd ak diplomatie seen waxtaan ni mu ànd ak technique seen waxtaan ni mu àndee ak li méngoog jamono ñu waxtaane ko ñoom ñaar. Je félicite Babacar Fall pour grandeur ba di ko féliciter sunu rakk sunu jarbaat bu groupe Futurs Médias mais Mamadou Ibra Kane ci esprit bi ci xam ne ñoo bokki tool ñoo bokki gocc ci li nga xam ne lii mi ngi ci leneen di ko doxal kon yàlla na ko ci yàlla jàppale di ko rendre hommage ci li nga xam ne moom la def loolu laa doon tijjee mbokk yi mënu ma koo ñàkk tijjee ndax boo amee kilifa yàlla boole ko ci kilifa yi gën a màgg ci li ngeen di liggéey kooku nag bu amee yoo xam ne daf ko marqué dans un pays da nga ci revenir pour l'encourager yàlla na ko yàlla jàppale yéen bi yàlla na gën a woyof ci moom te fi mu bëgg a jëmee groupe E-Média yàlla na ko fa yàlla jàppale bu mu jëmee foofu loolu laa doon tijjee ndax man témoin laa ci lii am yëpp témoin laa ci waaw li ma fekke la relation yu ma fekke la kon bu ñu tolloo ba fii nag loolu nit ñi war nañ ci am jàngat te xam ne ñun ñëpp benn lañu paysage médiatique bi benn tool la fi ngay bayee boo siggee da ngay séen sa morom loolu ñu xam ne ñun ñëpp ñooy bayandoo di yëkkandoo di turandoo félicitations de monsieur le président directeur général Mamadou Ibra Kane loolu laa doon tijjee mbokk yi ma ñëw ci arène sénégalaise tey nag damay ubbee ci ñi nga xam ne tey ginnaaw ñoom Gaston Mbengue ginnaaw ñoom Luc Nicolaï sëñ Modou Niang ñoom Petit Mbaye ba jaar ci Pape Abdou Fall ak Abdou Aziz Ndiaye xale yooyu ñoo ñëw ci jamono nag ne ñun dañ daan seetaan làmb ay amateur la ñu woon daan xool làmb daan topp mbapat waaye loolu doyul yàlla dimbali noonu ba ñu mën sunu métier jàng ko ba yàlla dimbali ñu yor ay entreprise di ko doxal ñun nag ñoo bëgg a ñëw topp ci ginnaaw mag ñooñu wuutu leen ci làmb ji kookoy kan di xale boo xam ne bii buñ leen ko présenté di nga xam ne xale la boo xam ne fi mu duggee ci làmb soxla woon la ko ndax ay moromam la ci fekk ñoog mbër yee ñoo maase booy xool atam ak ati mbër yi benn la muy xale bu am jom xale boo xam ne bii dëgg yàlla yoon wi mu aw mu ngi fay jaar sans tambour ni trompette Idaly maa ngi lay nuyu. ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi di sant sama ñaari waajur di ñaanal sëñ Abdou Karim Mbacke mu yàgg fi te wér di ko ñaanal Baye Jili Mbacke borom léegi di ko ñaanal Cheikh Ndigal Sène di nuyu sama mbokki Bawol yëpp di nuyu Mamadi Diouf di la nuyu sama nijaay di rafetlu invitation bi ñu ñëwee fii daal. ci moom lay njëkkee ndax ku xam ne Mamadi consultant mi ngi fi mais Idaly ñi nga production nga jël sant bi rek delloo ko waaw ñi ngi production ndaw la loo xam ne nekk dëkk Bawol dëkk bu ñu naan Lambaay Ñaxab ñëw Ndakaaru di bay waaram nekk fi bi ma ñëwee yàlla dogal ma wàcc Médina Rue 11 laa wàcc Rue 11 maa ngi wàcc foofu séréer yi boo ji dugub foofu ci angle 18 waaw foofu la wàcc cinéma angle 20 waaw foofu la ma virusu lamb duggee nag ma daan tëb ci téer yi foofu ci ginnaaw waaw daan dugg lamb foofu laa nekk di ci nekk booba yaakaar naa Iba Mar Diop bu ñu daan def billet téeméer lañ ko daan def Iba Mar Diop booba billet téeméer la ci stade bu mag bi waaw foofu la doon tëb xam nga daan tëb di dugg ci biir waaw ma daan tëb di dugg yàlla dogal nag suru combat Boy Kayre waaw ak Sallo Xaadim Ndiaye mi moo jëkk a dugal stade boobu laa commencé seetaan lamb Xaadim Ndiaye muy bëre mii moo ma jàpp booba ñun ma ñaan billet quoi ma ñëw mu jàpp sama loxo daal yéegal ma ci kaw stade bi te bàyyiwu ci xel boobu moom bàyyi ci xel mais maa ngi koy wax ba tey fu ma nekk itam di ko wax daal yàlla xam nga xale du fàtte da la fekk rek téye solo ba jaay daal di dama ñëw ci bunt bi xam nga Iba Mar ni doon def da nga gis xale yi taxaw ci barrière bi di yërndu ma gis ko ma ne ko gannaaw doo ma yóbbaale mu jàpp sama loxo daal di yéegal ma ci la ma nag virusu lamb dugg ñu nekk ci ba yàlla suñu borom dogal daal
ñu ciy bàyyi topp suñu ginnaaw mag yi nag ñoom Fallou Ndiaye ñoom Sam Assane ñun daal ñi ci ginnaaw gars yi raam rek liñ bëgg a def daal bëgg nañ def lu ko romb incha allah dinañ ci ñëw léegi Mamadou maa ngi lay nuyu fay naa la Alaaji Ngagne ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm suñu ñaari waajur ñaan jàmm ci réew mi nuyu kilifa diine yi nuyu kilifa aada yi ñaan woy dawlu yàlla yërëm leen te jégal leen woy tawati yàlla fëgg seen bopp ñi nekk ci kaso bi yàlla jëlee leen fa ba ñu bañate def li leen fa dugaloon waa ji ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu mbokk téléspectateurs yi bàyyi xel ITV yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di bëggee képp koo xamante ni yaa ngi si lamb di nuyu suñu invité muy Idaly nga xam ne mu ngi bay waaram ci lamb macha allah indi loo xamante ni Sénégal yëpp teg nañu seen bët di ko ñaanal ca kaw ca kanam ci lu baax en tout cas di nuyu kilifa yëpp Alaaji Ngagne comme ni nga ko waxee léegi rek di féliciter directeur général Mamadou Ibra Kane di ko ñaanal yan bi yàlla na gën a woyof Alaaji Ngagne jël nuyoo bi teg ko ci say loxo bu ko defee nga jot li ko personnel bi nga xamante ni ñoo nekk ci kër gi yëpp en tout cas loolu la ñu doon nuyoo rek ba ci kanam Alaaji Ngagne Diagne ñu dellu si ci émission bi incha allah di leen wax ne arène sénégalaise fii ci ITV ñàkk koo seetaan yaakaar naa ne penalty la comme ni ma koy faral di waxee en tout cas ñëpp mën nañoo sóorandoo Alaaji Ngagne waaye suñu yàkkandoo rek dinañu xam bi saf ak bu saful mais kàttanu yàlla waaw mais Mamadou penalty mais mën nga bañ a jox gars yi penalty non bañ a jox penalty Alaaji non mais kaay wala tànn sa bu la neex la tànn sa bu la neex non penalty la Alaaji yow penalty nga ko def non penalty laa ko def waaw ñëpp mën nañoo sóorandoo Alaaji Ngagne waaye suñu yàkkee rek dinañu xam bu saf ak bu saful jërëjëf Mamadou Diouf professeur rek Alaaji Ngagne jërëjëf Mamadou Diouf di ñëwaat ci sunu invité Idaly Gningue production wax na fi mu duggee ci làmb xam nga bi may wax ne xale lañ yoo xam ne yu bëggoon làmb lañu xaw ma woon ne sax ne foofu ci rue 11 nga xam ne fa la sunu mbokk séeréer yi di daane seen doole miin naa ko lool xam nga yarkatu ginaar laa waaw kon xam naa fu ñuy bojjee xam naa ko ndekete foofu la daan jaare ca matt ya tëb dugg ci stade bi ba ba seen borom loolu dafa am solo xam nga làmb dafa nekk ci deretu doomu Sénégal ñun ñëpp jaar nañ ci loolu ñun dañ daan dem arène sénégalaise daan nañ sax gën a nekk xale mais bu bëggee cool ñu bàyyi ba sunu mbokku géwél yi ñoom bàyyi weeseng ak yooyu indi ndënd yi rek ñu jàpp ci léeg-léeg ñu jàppale la nga defee dañuy jàppale fàkk dugg rek lañ ci jublu ñun bu ñuy dugg rek di yëllax ndënd yi ak yu mel noonu léeg-léeg paa yi dugal ñu seen bëri grand bubu dugaaleen ñu loolu ndaw yàgge na ko ci stade muy lu am solo nga ñëw ci làmb ji lan moo la gën a motiver ba nga ne da ngay tëgg làmb lan moo la motiver carrément ndax da nga ñëw pour bon xam naa ne nag ci wut si dara mais lan moo la gën a motiver pour nga dugg ci làmb waaw xam nga bëgg-bëgg nag moo ma ji jiital quoi man dama bëgg làmb yàlla seere ne làmb damay tëdd di ko yeewaale maanaam dama koy tëddaal di ko yeewaale ndax làmb dox ndax làmb fii mu nekk nii war na fee jóg dem ci kanam kon am na lu des non am na lu des làmb waaw làmb te Idaly bu may wax li des ci làmb ci ban côté la ñu war a gën a booster pour làmb ji gën a dox waaw làmb li ci gën a dox mooy état dooleel làmb jox ko dayoo xam lim yor fii ci réew mi état jox na leen arène waaw mais am na lu des xam nga tey arène bi jox nañu ko mais am na finition yoo xam ne amul ci arène bi arène bi tey booy tëgg di promoteur daaka di nga jëlaat yeneen 150 personnes ñoo xam ne sécurité boo ko tëgg beneen boo xam ne mooy sécurité stade bi ndax stade bi boo xoolee ci rond bi yëpp da ngay gis léegi gars yi xale yi dañuy tëb di yéeg di dugg loolu lu ñu war a defaraat la biir cercle bi ni ñu defaree làmb ji tey boo ko xoolee su ma juumalee Ama Sène la de guerre amoon na faay foofu ndax yaa ngi gis Ama Sène ñëw ne fële lay taxawee dañoo war a def engouement boo xam ne foofu mbër mi buy ñëw réellement rek xam ne moom foofu la jëm waaw ok beneen bi ci topp mooy tey lamb toll na ci tey tableau boobu ñu defal foofu ci biir arène nationale bi lamb ci daar recours waratul am maanaam daal da nga bëgg ñu waar di am waaw maanaam ñu taal affaire bi rek bu ko defee foofu moom léegi mu leer bu jël amut ñu ñëw bëriwaat ndax askan wi yëpp ñuy ñëw dagg bii stade toog suñu ne tey Mamadou Diouf gi daal ñu ngi bëri nañ ñu ne 4 appuis am naag amut suñu ne arrêté arbitre di arrêté ñu dem xool taal tableau kon jot na léegi daal ñu koy leeral ñu koy leeralee foofu recours bañete am beneen bi ci topp mooy lamb li tax ma ne la état da cee war a jàpp dañu war a jàppale promoteurs yi ba nga xamee ne maanaam nga tey ténor yi nga xamee ne dañuy bëri ñoom agsi nañ ndaw ñi yi nga xamee ne ñoo war a soxla lamb dem ci kaw ñi ngi ci suuf ñi war a yor lamb ëllëg ñoom ñi ngi ci suuf te ñun ñi noonu nekk promoteurs yoo xam ne tam ñoo war a ànd ak ñoom dem jëm ci kaw kon ci mbër yu ndaw yeeg yéen promoteurs yi doo ko door waaw ndimbal dafa néew foofu lan ngeen di yaakaar waaw xam nga tey boo xoolee
ku ci nekk rek yaa xam fa nga ngay def bay tëgg yaakaar naa lamb dafa metti polo moo xam ne liñ naan lamb foola waaye ku daanu rus lamb da ngay toll foo xam ne mënoo toole mënoo ñaan tey am na loo xam ne tey su ma ko defee tey su ma demee fenn dañ ma fa xeeb waaye mën nañ maa xeeb ci ni nag may yaakaar ne du yoruma lu jeex mais am na loo xam ne boo ko waxee ni léeg-léeg moo xeeb la yii man diw mi ma doon dégg ndeke diw de fii la ñëw di ma defal ne ma naa ko defal seen tour dafa dem ba pare waaw te kattan gi maanaam du demee noonu tey xale yi lamb ji boo xoolee tey comme man maa ngi nii tëgg espoir yoo xam ne galaa laa tëgg tey li ci suuf mopp foofu liñ tëgg tey ñun bëgg nañ état dafa war a jàppale promoteurs yi ndaw yi ba lamb ñuy def chaque journée promoteur bu ci nekk maanaam mën a tëgg 10 journée mais yéen ginnaaw Covid bi defoon ngeen benn genre montage ku ne li nga war a dépenser yow bokkoon nga ci jox ngeen ko CNG bi mu jox ko état bi fan la toll waaw bi ñu demee yàlla dogal na ministre bi waxtaan nañ ci ak moom mu xamal ñu ne loolu noonu moom état waxatu ci daal ndax comme tey dañ doon wax ne yàlla dogal na mbas lañ doon wax wane ne maanaam dañuy def huis clos comme huis clos amatul nag nee na loolu amagul moom daal wane ne loolu moom jëlagu ci amagul benn ci huis clos lañ ko doon taxawal moo tax ñu woon promoteurs yi kenn ku ci nekk andi sa débit keroog bi ñu demee réunion ba ministère sport ñu ngi koy nuyuwaale Matar Ba keroog loolu moom ci émission ci foofu laa ko dégg ci réunion bi te ci kàddoom laa ko dégg kon wax jooju moom teg nañ ko ci suuf waaw mais nag li nga xamee ne moo tey soxal làmb soo xoolee tey ñaata xale ñoo nekk ci suuf xam nga tey li làmb dox nii tey ñu taxawal ténor yu mag yi buñ bëggoon làmb dox dañuy bàyyi ténor yu mag yooyu jël ñu ci suuf waaw mais ténor yi xam nga tey loolu lu neex waxtaane la waaw yaa ngi may indi ci loo xam ne lii def naa mooy suma débat bi ñëw après léegi su may invité bu ñu ñëwee am na deuxième plateau bi tey ji nga gis ne ci VIP yi nga laal ci tuuti rek parce que mooy suma débat tey ci lii ñu leen di joxe avance yi yow pour yow da gàllankoor làmb waaw dafa yàq làmb ci ban côté ndax xam nga loolu dafa yàq làmb tey Boy Niang war naa mën a jël avance ab keneen te du ko nit du ko yëg muy ñu def ko ci salle signé contrat boo xam ne wane nañ ne comme Tafa Gueye mu mag man su ma juumulee maa ngi daan seetaan ci lamb joo xam ne daana jël ñaari avance mais kenn du ko yëg dañuy jékki-jékki rek ñu ne Tafa Gueye ak diw taxaw na bu su lamb jooju jàllee publication bi jaru waaw moo maamee day am lamb yoo xam ne dafa war a nekk dayo nekk événement mais daf koy yàq xam nga man si ndollu su ma leere ne man bu may tëgg si lamb man mu leere ne ma lamb ji maa ngi koy tëgg si mais man lu mën a xew dinaa génn du jar may dem ci benn télé wala may dem ci benn rajo di ko publicité ndax xam naa dinaa génn dëgg loolu dëgg mais su ma leeree ne maame ka man maa war a def événement bi ba mu nekk événement bu ndaw la mais maa ko war a def événement bu mag tey jii ba nga xamee ne ki nekk këram sax di seetaan bu ñëwee kumpa moo koy jàpp il faut mu ñëw stade pour seetaan si dayoo lamb boobu mais léegi loolu mbër yi def 2 avance 3 avance lan la mën a yàqal ci espoir yi xam nga lu tax tey mu mën a yàq espoir bu kenn nag xalaat ne maame ka tey ni ma koy waxee tey exemple Boy Niang Tapha Tine lamb la boo xam ne lambi diyo la daal soog la musunoo laale tey Lac de Guiers Tapha Tine revanche war naa mën a am foofu Ama Baldé Modou Lô comme combat yooyu bu amee xam nga ñoom Balla Gaye ak ñoom Gris Bordeaux ñëpp dañoo bëri seen biir lamb toll ci maam yi relève bi war a yéeg xoola tey ñoom ay ñoom Mama Lamine ñoom Sokh ñoom Gamou Gueye xam nga bari na ay ñoom Caatu Yoof yooyu ay espoir lan yoo xam ne tey dañoo war a def moyens yoo xam ne tey def leen tournoi gala ndax tey lamb li ma gis ci tournoi mooy ku fi génn dégg daale te mbëri yooyu bëri nañ ba kenn ko ñii bëri nañ 60 millions ñii bëri 100 millions tey mbëri yu ndaw yooyu nekk foofu tey ci lamb ji di daj coona ñoom li ñu mën a am ci làmb mun mbëri mag yi mën nu ko est-ce que du ci promoteurs yi seen dayo aussi yéen ñi mujj a ñëw est-ce que du yéen a war a booster xale yi ba créer ay génération comme ni ko ñoom Gaston defee parce que Gaston dafa ñëw 2006 2007 créer génération te gis naa ne génération yi ba léegi ñoom lay liggéeyal est-ce que du yéen tamit foofu da ngeen fa war a liggéey waaw loolu xam nga ñu ngi ci comme tey Fallou Ndiaye sama mag jaar na fi def tournoi yaa ngi may dégg waa am na beneen télé boo xam ne ñëw na fi def benn gala ñi ngi production tam ñëw def tournoi muy diggante Yankaaw ak Thiat Daouda Fall ak Kaaw Gourné ak Albarka Kayre ñooñu nekk ay xale tey jii beneen promoteur boo xam ne tey mooy am na mooy yoo xam ne bu amee gala yooyu yëpp dafa war a mën a judduwaat te yeneen gala ñi ngi koy bëgg te loolu lan moo ko war a def mooy loolu moo mën a suqali làmb pour mu delluwaat ci kaw mais tournoi bàyyi mbal tournoi suivre ko topp ko parce que yéen da ngeen def tournoi rek taxaw parce que bu Fallou Ndiaye bi amoon na allure ba ay révélation doon ci génn mais est-ce que am na suivi waaw foofu final bi su amoon làmb ji dina delluwaat ci kanam ndax booy bi nga xamee ne yàlla dogal na mu final woon am na pas bu mu doxoon boo xam ne musutu am dem defet mais comme yàlla dafa dogal mu am benn voyage bu ndaw bu mu def dem toog moom itam dama jàppe woon ne làmb ñuru ko woon waaw d'accord naa loolu rëq-rëq la mais est-ce que amul beneen feem bu mu war a génne parce que tamit ku mel ni Gaston tey bu ma koy indi 2006 2007 yemul foofu dafa jëlaat beneen génération jël benn mbër mu ndaw muy jóg dugal ko seen biir
muy Balla Gaye xam nga dafa jël Coly Faye moo jiitu Balla Gaye ci làmb jël Ousmane Diop moo jiitu ci làmb jël Boy Sey moo jiitu ci làmb jël benn xale boo xam ne kii tëmbal ko seen biir def na ko encore parce que bu ñu demee ba Kayre mën a dajeek Modou Lo waaw yooyu laa ne façon yooyu est-ce que yéen ngi travail ci loolu parce que tamit loolu la waaw man ñu ngi production de ci kat na yàlla su ma jógee fii même déwén journée déwén bu may ñëw galaa laay ñëwaat ngay ñëwaat waaw ki nga xam ne moo jël galaa bi ci kat na yàlla su ko jëlee dama koy boole ci beneen tournoi boo xam ne wane ne ñeneen ñoo xam ne war nañ koo dabe ji yow yaa ngi ci loolu maa ngi ci loolu incha allah jërëjëf Mamady ni mu ko waxee lu am solo la en tout cas li nga xamante ni Gaston ji woon na ko fi ñoom ñoo ngi ci ay tànkam comme Fallou defoon na ko moom itam def na ko te xale yi mu indi macha allah boo leen xoolee nga xam ne ñoom ñëpp ñu làmb xam lañu ay xale yoo xamante ni ñu ngi def fooye falaam ci seen ay moroom ci wàllu li nga xamante ni laaj nga ko ci muy ñaari avance yi nga xamante ni mbër yi dañu koy jël surtout mbër yu mag yi tanoor yi am na fu ma ciy ànd ak moom am na fu ma ciy dul ànd ak moom Alaaji Nganjaañ ànd naa ci li nga xamante ni pour mbër yi jël ñaari avance ba ñetti avance parce que loolu luy avancer làmb la beneen bi fi may ànd ak moom mooy waruñu ko def publiquement ba ñëpp gis ko ñu dem ci ay télé di ko signé te mbër bi signé ak beneen combat loolu mën na rey beneen combat bi nga xamante ni beneen adversaire bi nga xamante ni jël na ko te beneen mbër bi mu jël tolluwut noonu parce que boo ko seetloo amoon na ci diggante bi Boy Niang jëlee ki nga xamante ni mooy Tapha Tine dem nañu ba fàtte diggante Boy Niang ak Tapha Tine te du yoon te moom la ñu njëkk a signé ba dem ci di wax ci diggante ki nga xamante ni mooy Balla Gaye numéro 2 ak Boy Niang ci la ñu mujjoon di commentaire li ko delloo si waat nii sax li tax ñu waxaat ci diggante Boy Niang ak Tapha Tine di ko commentairaat régularisation bi nga xam ne régularisé nañu ko combat bi war a nekk le 8 août yaakaar naa loolu moo ko delloo si waat mais comme ni mu ko waxee publiquement bi nga xamante ni def nañu ko moom la ñu ko warul woon a def quoi moom lañ ko waroon def ñi nga production la ñu invité ci plateau arène sénégalaise di xale boo xam ne ni mu ko waxee léegi il a des ambitions ndax war na ay ambition léegi mbokk yi dañuy dem nag ci li nga xam ne mooy programme ñi nga production muy sa première journée voilà muy première journée ñi nga production ginnaaw suba ci àllarba bi ci arène nationale diggante ñaari xale nag la boole Mbaye Tine Junior ak ki nga xam ne mooy dab daan nag mooy xale bi jógee jam ñaajo dañuy dem xooli nag seen face à face bi nga xam ne moom la ñu mujj a def laata ñuy dem àllarba arène nationale ak ñing production. kii kenn xamu ko Lac de Guiers xamu ko Alioune Seye 2 xamu ko. lu tax mu ne nga laaj ko ñooñu nag. kii day soob rek. bari wax ji léegi mu feeñ de. yow kat ne nga ay magam ñu xam nañ la ne waaw ok xam nga làmb la. waaw su ñëwee ne moom dafa téye boppam ci wàllu wax. waaw mën nañ téye suñu bopp ci wàllu wax si côté am quoi. mais lii waral làmb ji moom. moom mënuñu fi téyeloo suñu bopp parce que ñun dañ ñu fay pour ñu wax ak. waaw fii da ngeen fee war a wax moom. merci looloo daal dañ leen fee di takkal leen ay micro caméra yu tiim leen. waaw looloo tax di leen seetaan. looloo tax ñu jóg ngeen wax bu bi suuflee nag Malick Ngom wala Sito ko moom suñu yoon new ñun ca ginnaaw la ne di wax lépp luñ ma laaj ci làmb ji mu jar wax dinaa ko wax ci waaw léegi yow li ma lay laaj mooy lan moo tax nga ne Alioune Seye ak Lac de Guiers dañ laa xam moom xamula ñooñu na la laaj ñooñu. waaw xam nga làmb la rek chaque jour ma wax leen ko làmb la parce que tey suñu waxee su ma xeebee moom am na ci droit xeeb ma xeeb ma ko dama ko jox cër ba mu jeex te bu arbitre bi sifflé dina xam ni dab jox na ko cër xam nga mooy naan ay taxawal xaar ma non moom du ma wax li may def ci làmb ji. làmb ji man maay diriger. yaay diriger kii waaw fu mu nekk dinaa ko fekk si kàttanu yàlla ñëw ma pour taxaw de. damay ñëw pour jëflanteeg moom. loolu laa indi li ma leen waxoon démb moom laa nekk tey. la nga waxoon ca Pikine. loolu laa nekk tey damay jëflanteeg moom ci kàttanu yàlla. su arbitre bi sifflé fu mu nekk maa ngi fa. voilà muy première édition ñing production àllarba ci arène nationale muy bés boo xam ne bii bés bi ci ban kooko dara jaale d'abord ak bés bi tamit yan combat nga ci toftal dégg nañ ñaari xale yi diggante Dab Daan ak Mbaye Tine Junior di ay espoir vraiment bés bi lan lañ ci mën a xaar. waaw bis bi daal ñi ngi wax ne na ci waa làmb ñëpp jàpp ndax ay ndaw lañ te am na lu ñu bëgg. te xam nañ ne maam ka làmb dafa metti grand combat bi Mbaye Tine Dab Daan maa ngi ko tuddee ministre commerce Assome Aminata Diatta. muy nit ku baax nekk Kër Massar di liggéey. te boolewul dara ke wax. dëgg yàlla nekk nit ku baax koo xam ne am na ambition am li mu bëgg. te Macky Sall yaakaar naa su amee ñu mel ni Assome Diatta daal yaakaar naa dina dox ndax ndaw ñi moo ko tax a jóg. gis nañ Kër Massar liggéey mucc ay ba mu fay def ñu jël drapeau bu dara jaale ko di wax ne maame ka ñëpp daal le 26 incha allah muy mercredi bii ñu jëm ku ñëw arène nationale di nga gis combat bu neex
lan nga ci toftal. beneen bi ci topp maa ngi jël yankaaw bu dul Bakar Sarr jël ko jox ko Thiatou Daouda Fall Rakoles 2 boobu maa ngi ko tuddee Abdoulaye Djigo nga xamee ne mooy borom général Wassare Lour nit ku baax nekk Pikine Nord di def terangam nekk nit ku baax di ma jàppale guddi di ma jàppale bëccëg waaw ma jël bis boobu jox ko beneen combat bi ci des muy Albarka Kayre ak Kaaw Gourdin bu Dalifor maa ngi jël jox ko benn sama benn xarit boo xam ne wax dëgg yàlla sama lépp ñu naan ko Efran Dione nekk benn barak di jàppale sones bi nekk foofu yëpp ñoom lañ jox combat yi mais combat yi ndaw yi teq jël war na faa bëri ak réparé maa ngi ko jël jox ko Ibrahima Sey mi nga xamee ne maami ko moo dëkk ba wala Lambaay dëkk bu naan Balmi Sey di sama mag di sama xarit def ma jàppale di ma conseil ma jël drapeau jox ko mu delloo ko Abdoulaye Diouf Sarr nag Abdoulaye Diouf Sarr de la santé waaw moom la delloo bis bi xam nga beneen bi ci topp teq jël war na faa bëri ak réparé rakku marle jeex jàmm war na faa bëri ak Ama bu Yoff malam ñaani war na faa bëri ak Gaye 2 Ama kii bébé Elton ak ñàkk jariñu war nañ faa mën a bëri ak yeneen combat yu bëree bëri yoo xam ne am na fa waaw Wassintor war na faa bëri ak bébé Sogo Wassintor men ba ci jën waaw ba ci jën ya war na faa bëre Wassintor moom Mamadi waaw mbër yaa ngi ci Wassintor xale bu neex maa la ko wax te bëri mbooloo waaw Wassintor njëriñu Wassintor laa xam moom kay moo ma jaaxal ni la amee solo nag la amee xorom day déranger de waaw mbokk yi jërëjëf ñi nga production loolu la ñu indil di ko dara jàlle ministre Assome Aminata Diatta di ministre du commerce nga xam ne moom it di jàmbaar ci waar wi moom la ko dara jaale ak ñi mu ci boole ñëpp mbokk yi laata ñuy ñëw nag libéré sunu invité bu njëkk di Gningue production dañuy dem ak Habib Farhat production Habib ñëw nag ci combat bu rëy le 5 juin le 5 juin ak Habib Farhat production fas yéene ñëw nag ci bés bi nga xam ne bii moom la dara jaale Mamadou Ndione di directeur u COSEC Mamadi defe naa bés boobu day bés boo xam ne yan combat lañ ci toftal waaw muy bés bu am solo Alaaji Ngagne xam nga bu ñu jógee ci Idaali rek yaakaar naa ne moom moo si topp parce que Idaali moom it li mu tëgg masha Allah am na solo gis nga ko wutalu ko bés jour ordinaire la ko def muy mercredi muy jour boo xamante ni moom moo tax li nga teg rek moo am solo quoi mais bés bi amu ci solo Alaaji Ngagne kon di ci féliciter Idaali mais la 5 ba ñu ngi jëm ci journée Habib Farhat production nga xamante ne moo ñu woo fële ci arène nationale di samedi lay doon boole ay xale yoo xamante ne xale yu am solo la ñu Alaaji Ngagne Diagne grand combat bu boo jëlee ki nga xamante ne mooy Dame Sène boole ko ak ki nga xamante ne mooy Nandi Fall nga jël combat spécial premier spécial ba boole Bada Yande ak ki nga xamante ne mooy doomu Saafeen beneen deuxième spécial bi nga jël Caatu Fora boole ko ak xale bi nga xamante ne mooy Ardo nekk écurie Golfu Gaynde ba noppi di war a géejo waaye ba noppi dëkk Parcelles ci ñaari gox nga jël Caatu Xaar Yàlla boole ko ak ki nga xamante ni mooy Caatu Xaar Yàlla boole ko ki nga xamante ni mooy Armée 2 bu écrit Rogue Énergie ñu ne déedéet waay nga jël ki nga xamante ni mooy Papa Sita nga jël ko boole ko ak ki nga xamante ni mooy Caatu Ndakaaru boo fa jógee jël ki nga xamante ni mooy Boy Sila nga jël ko bi nga xam ne moo nekk bës ko sow nga boole ko ak ki nga xamante ni mooy Angola nekk écrit Ngunjaan nga jógee fa jël Aliou Kassa nga boole ko ak ki nga xamante ni mooy Tafa Ndiane numéro 2 boo ci jógee Mana numéro 2 nga jël ko boole ko ak ki nga xamante ni mooy Bébé Garga jël ndongoloo bi nga xam ne moo nekk Cheikh Mbaba boole ko ak ki nga xamante ni mooy Boy Diop bu Yarax école de lutte Mbita Ndiaye loolu mooy programme mu Habib bi nga xamante ni moom lay indi la 5 juin fële ca arène nationale Alaaji Ngagne Diagne grand combat bi di diggante Nandi Fall ak Dame Sène dañuy dem nag seetaan dernière face à face bi dellu soit ci plateau bi fu moom na taxaw xaar ma def lépp man maay xale maa soxla dama xaar ma def lépp li ma koy ñaanal mooy naka yàlla may wér ba bis ba champion soo ñëwee teelal ñëw wuy ma duy stade ba mu rembat jàpp ko du ma ko daan ngeen mën naa sama rakk mu daan la saay maa ko jox li mu la daanee saay jarul daam saay grave dama fa toj kii ko da nga ñëw caatu waa grave dama bëre maa ko dama fa jël 5 tournois waaye bu ma wax loo waaye moom mi arbitre na tournoi ma jël ko grave dama fa teg barki Sëriñ Bamba mosuma daanu grave caatu waa la fa daan maa ko indi mu grave mosuma fa daan yow anaconda moo la fooye booy anaconda moo la fooye anaconda man dalaa fooye ma ngay ram ma yenu ko ba ci kaw da nga ko mën a yenu yow comme yow laa teewoo de anaconda dama ko buddi ba ci kaw buddi woo kenn boobu dala fooye dala jox tànk dala fooye fekkee anaconda yenu ma ko yàlla bu ma am dara ci koor gi saay
xam na comme jarul mooy waat. Saay jarul mooy waat bàyyil bu. kii xam nañ ko bu arbitre soufflé benn affaire lam mu def lamb tànk yi bis boo soxlaa sama tànk mën naa la ko jox ñu bëree xam nga tànk ngay bëree soo ko bëggee ma jox ci la dégg nga barki dem mooy Njaay nga jox mbapat ba xam nga li ma la ngir lan yëpp nañ la si loolu mooy demal bëri ji mbapat ñëw Saay man damaa jël ay lamb simple man damaa jël lamb simple damaa jëlee 1 million jël ay nag mbokk yi gis nga diggante Ndandi Fall ak Dame Sène le 5 juin ak Abib Farhat production ca arène nationale boobu la ñuy dellu le 6 ak Thiam production foofu nag muy diggante Gamou Gueye ak ki nga xam ne mooy Sokh Mamadi balaa ñuy dem ci face à face bi ñaari xale yooyu. waaw muy ñaari xale yu am solo ñaari xale yu làmb yaakaar Alaaji Ngagne Diagne kii dëkk ci gox kii dëkk ci gox ñoom ñaar ñëpp ay mbëri gox lañu Gamou Gueye de bu jógee waa Tëngéej yëpp jóg ki nga xamante ni mooy champion yu mag a mag nekk ci ginnaawam saa bu ñu waxee rek da ngay dégg ñu ne Papa Yadda Alaaji Ngagne dañu ko bay ak yéen xam ngeen ko bu baax a baax macha allah muy koo xamante ni ku mën a jàngale bëri la yor ki nga xamante ni mooy Gamou Gueye numéro 2 Sokh dëkk ci koñ boo xamante ni moom itam koñ bu làmb yaakaar la gox bu làmb yaakaar la muy Pikine ñu war a daje le 6 juin fële ca arène nationale ak Baba Diaw production muy ñaari mbër yoo xamante ne Alaaji Ngagne Diagne ñaari mbër yoo xamante ni ñoom ñaar ñëpp ci victoire la ñu jógee parce que ki nga xamante ni mooy Sokh mu ngi mujj a daan ki nga xamante ni mooy Nandi Fall avant Covid bi fële ca stadium Iba Mar Diop ki nga xamante ni mooy Gamou Gueye numéro 2 moom itam qualifié numéro 2 la mujjee daan fële ca stadium Iba Mar Diop ñoom ñaar ñëpp ñu mujjee fële ca stadium Iba Mar Diop ba ñu fay mujjee victoire la ñu fa jógee muy ñaari xale yoo xamante ne Alaaji Ngagne Diagne am na loo xamante ni def nañu ko ci làmb am na loo xamante ni làmb moom ci seen kanam te yaakaar nañu ko te ay xale yoo xamante ni xale yu néew ay defet lañu tubaarkalla macha allah bu ñu bëree di nga gis bëree bu ñu xeexee di nga gis xeex boo xamante ne xeex bu neex a neex la dinañu xeex mais yaakaar naa ni ci bëre lay jeex Alaaji Ngagne ci bëre lay jeexee yoo xamante ni yu am solo lañu voilà ñu dem déglu ñaari xale yi seen dernier face à face ñoom ñaar ku ci ne nag civilité nag lañ ko duggee ak fair play boo xam ne bii vraiment maa ngi koy encouragé ci ñoom ndax bettuma ci ñoom ndax xale yoo xam ne bëri leen tax a jóg sportivité moo leen tax a jóg que le meilleur gagne ñu déglu nag ñaari xale yi dellu soir ci plateau bi. waaw man ku ne xam ne sama États-Unis laa jógee Gambie di leen ñaanal jàmm ak tawfeex di ñaanal suma papa ci li mu ngi teer booy na la Kounda Junior suma xarit ak Garga Kalso suma doom ndey nga xam ne bàyyi ko benn yoon comprendre di ñaanal suma coach Ala di ñaanal ñoom Malick ñoom Julde ñëpp comprendre combat bi ku ne xam ne ñaari at lañ ko préparé Gamou Gueye su parewul daa yegg waa Tëngéej man su ma parewul damaa yegg waa Pikine. lu mu laaj rek lu làmb ji lu mu laaj rek incha allah moom la ñuy def. non lu mu laaj gaynde lu mu laaj ay naxante la. arbitre mos a sifflé te doxoo sa paa ñëw arbitre mos a sifflé te soog a def lu ñëw nañ ko dajee rek jëflante mu jeex ñu ñibbi. làmb la daal lu mu laaj rek incha allah rek. non yaram ñii ngay jéem a lëre mais man soo ko xam naa ne Gamou Gueye bu arbitre sifflé day teg paa ñëw mais yow xamal ni bu arbitre sifflé soq day teg paa ñëw jëf. awa dinaa am xaar. hélas kay la combat yi jàpp si mbëri ndaw yi ñu jóg jàppale ñu ko am loolu jox ñu dana ay dee waaw Assane Bongo moom comme bind na li des gisee bi yëpp kon loolu jarul ñu dugal ci gisee bi wàññi gaañu bon ñu may nga may voilà merci dégg ngeen ñaari xale yi ku ne échangé nga ak sa morom c'est de grands compétiteurs ay xale la ñoo xam ne li maama di wax dëgg la làmb am na ci ñoom yaakaar yi daal di diggante Dame Sène Ndandi Fall Sokh Gamou Gueye. waaw ma ci ñaanal rek sama mbokki promoteurs yi Habib maa ngi koy ñaanal suñu borom defal ko ci ndam. ci loolu ndax itam gan la. te gan buy ñëw daa war am nu mu ñëwee. bu ñëwee dafa war a neex ndax bu neexee mu taxawalate leen lu dàqal li mu taxawalan ñu ngi ko koy ñaanal suñu borom defal ko ci jàmm ci bis bi ak Mamadou Diouf ñu nga xamee ne ñoom ñoo ko ciy jàppale ak ñëpp yàlla boole leen te itam ñu bàyyi leen ñu ànd liggéey ndax làmb booy ànd ak nit pour ñu bàyyi la nga liggéey ak moom dafay jafe maa ngi ñaan nag Habib mu jàpp xam nga mu jàpp te bàyyi daal ndax làmb départ début bi moom du neex waaye na jàpp ñi nga xamee ne moom la ko yàlla boole rek mu ànd ak ñoom suñu borom itam defal ko ci ndam di nuyu sama frère Baba Diaw nga xamee ne maa ngi moom guddeeg bëccëg chaque jour dañuy déggante ma koy nuyu bu baax di ko ñaanal itam moom itam Sokh Gamou Gueye bi la 6
bis bu mas a tëgg suñu borom defal ko ci muy dàq bis bi dàq ko ci barke yonent bi di ñaanal promoteur yi taxawal combat yëpp yàlla doole leen jàmm doole leen sutura ñu am ay xéwal bay tëgg yeneen combat yi ko dàq. ban appel ngay lancé fii ak àllarba nag ñu jëm ci bis bi àllarba daal maa ngi woo sama mbokki Bawol yëpp di wax sëñ Abdou Karim Mbacke ak Baye Jili Mbacke borom léegi maa ngi dellu tàlluwaat loxo yi bu baax ñu yokku may ñaan di ko ñaan sama ñaari waajur yu góor sama waajur yu jigéen xam nga di nuyu sama mbokki Bawol yëpp di leen ci woo daal di wax ne ñi ngi wax naa di lancé appel ñëpp le 26 képp ku bëgg gis lamb ju neex na nga ñëw foofu li may taxal nag ñi nga xamee damay àndal di taxawal di ma jàppale muy Omar Saliou maa ngi koy bëgge bu baax mu dante sans frontière Alaaji Serigne Faye mu dëkk Mbaaxaan Grand Kaana ak Grand Paul Maurice ñooy ànd ak man di ma dooleel di ma jàppale fay bu benn barak nit ku baax nit ku ñàkk ki ñaan maa ngi woo sama mbokki Bawol yëpp daal di leen bëgge bu baax di kontaan ci lii di wax ne gars yi képp ku bëgg gis lu neex na nga ñëw moo koy tëgg moom Mbayang moo koy way moo koy way waaw da nga koy cosaane non dama bëgg moom ñu ñëw foog mu taq rip moom jaxeeri moom waaw lamb ji moom ci kat nag yàlla bu ñu ñëwee dañu xam ne ñu ngi production am na lu mu bëgg ndax xale yi moo Mbayang Ngom Mbayang Lum ñoo koy waaw Mbayang nga koy way moom Mbayang Lum waaw ndax nag am na espoir yu ñu tëgg yoo xam ne lamb da leen a soxla te dañoo war a dem ndax Caatu Daawda Fall kenn dootu ko nattal benn doomu mbër la yankaaw noonu albarka kayre gis nga kaaw góor ne li mu def diggante bëre simple bi ñaari samedi yoo xam ne mu tegale ko jël ko kon ñooñu lamb def leen a war a bàyyi xel waxuma la dara Ama bu yow war caa daje ak jeex jàmm yéen combat yoo xam ne daal képp kuy amateur soo ñëwee di nga gis ne xale yi ñëw nañ te itam ñi ngi jox ñëpp rendez-vous daal mercredi incha allah di kontaan ci teewaay bi ngeen ma invité fii daal bu baax jërëjëf mbokk yi rendez-vous bi àllarba la ak Gningue production ci arène nationale wax na leen ko muy combat bu mag boo xam ne bii ay ñaari espoir la ci teg combat bu mag bi di ki nga xam ne mooy Mbaye Tine Junior ak ki nga xam mooy Dab Daan loolu nag dara jaal ko ministre bi nga xam ne moo yor commerce soxna Assom Aminata Diatta mi nga xam ne moom jàmbaar la wax na ko léegi ci waar bi moom la ko dara jaale mbokk yi rendez-vous baa ngoogu dañuy dem nag service commercial ànd ak nag ki nga xam ne mooy l'écran mi nga xam ne ci kanam tuuti dinaa demoon produit bu bees bi nga xam ne indi na ko ci marché bi mbokk yi ñu dem dellu si waat sama liggéey bés bu nekk mooy toppatoo nit yi maa ngi def li ma mën ndax wér-gu-yaram dafa am solo maa ngi dox ci li gën tamit ngir toppatoo sama njaboot ni jigéenu Sénégal yu bari maa ngi taamu meewu l'écran bés bu nekk ndax nag mooy garanti meewu nag piir bu am juróom-ñetti ferñeent li gën ci sama wér-gu-yaramu njaboot te seen wér-gu-yaram amul njëkk def li gën rek moo am solo te taamu meewu l'écran moo am solo l'écran firnde mbëggeel bi gën a wóor. jërëjëf mbokku téléspectateurs ITV dellu si waat nag ginnaaw bi ñu demee service commercial comme ni ma leen ko waxee woon xam nga l'écran dafa ñëw nag ak produit bu bees bi produit bi ñu indi ko tuddee ko mottali ndekki matul woon ñoom sëñ Abdoulaat su ma invité yi xam naa ci kanam tuuti dinañ ci ñëw ndax dégg naa ndekki li matul woon mais l'écran indi nag produit bi nga xam ne mooy triangle de l'écran di li nga xam ne bi mooy fromage bi nga xam ne moom la l'écran indi am juróom-ñetti ferñeent mu ñëw nag ci moment boo xam ne bii am na solo lool ndax xam nga dafa baax ci xale yi waaw ci seen yax yi baax ci mag ñi di fromage boo xam ne bii boo ko ñamee di nga xam ne bokkul ak benn fromage moom la l'écran indi ginnaaw bi nga xam ne indi nañu meew mi nga xam ne mooy meewu ndox mi di entier bi ak li nga xam ne mooy meewu sunguf bi nga xam ne bii bu ñu la teree suukar mën nga jël ci benn bi booy lekk suukar it mën nga jël benn bi mbala wa illaa mën nga boole yëpp di ko consommer bi nga xam ne nag moo am moo amul suukar bi boobu 0% la kooku pour ñi am diabète ak ñu mel noonu mën nañ di ko jël bi ci des nag ñii lekk suukar mën nañ ko jël waaye fromage bi daal moo ñëw ci li nga xam ne lii mooy produit bu bees bi nga xam ne l'écran indi na ko muy produit bu am solo muy fromage boo xam ne bu neex boo xam ne bii am na juróom-ñetti ferñeent bi nekk ci meew mi moo nekk ci fromage bi l'écran indi ko muy produit bu bees kon mbokk yi moom ngi gis noonu ci écran bi muy produit yoo xam ne l'écran moo triangle de l'écran muy produit bu bees bi nga xam ne l'écran indi na ko ànd ak arène sénégalaise mbokk yi comme ni ma leen ko waxee woon tey ma dellusiwaat nag ak sumay invité yi nga xam ne tey
tey dama fi invité kilifa gu mag mooy kan mooy le premier vice-président du CNG de lutte ñu dénk ko bëre dóor moom laa invité tey muy Meissa Ndiaye nga xam ne tey lépp lu président Alioune Sarr daan doxal bàyyi ko ci loxo président Bira Sène moom moo ci tegu président Meissa maa ngi lay nuyu. Alaaji Ngagne ñu ngi lay fay di am mbégte lool di ñëw wi sa invitation ndax ku xam Alaaji Ngagne xam ko ci làmb la woowee c'est beaucoup de plaisir ñu ñëw wuyu si di nuyu également sa beneen invité bi ma toogal ci plateau bi di nuyu téléspectateur yu ITV di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci axlu làmb Sénégal di wax avec beaucoup de plaisir daal lañ ñëw wuyu si sa invitation bi. jërëjëf président di jàll nag le président Manga 2 du deuxième vice-président chargé lutte traditionnelle tey waroon na toog fii mais comme dafa am gàllankoor ci wàññeeku ci ay mbokkam te mu nekk ci diwaanu Joal Fadiouth diggante bi nag day xaw a metti ci moom ci la ko président wuutu moom it muy sotti ci ak def ci beneen invité bi wax na ko li tax ma invité ko ñoom ñaar ñoo bokk sax fi ñu jóge waaye moom dafa transversal ci làmb dafa nekk ci segment yu bari ci làmb ci liggéey bu am solo liggéey bu wér liggéey boo xam ne bii ñu bari teg nañ ci seen bët ci wàlli làmb surtout ci biir mbër yi muy sëñ Abdoulaat sëñ Abdoulaat maa ngi lay nuyu. waaw asalaamaaleykum Alaaji Ngagne ñu ngi lay ziar. di la nuyu. di ñaan ci réew mi jàmm. di ko ñaanal ñëpp. waaye di la ko ñaanal. ndax peggoog yow am na solo lool. ndax nit ku nekk ak na la yàlla defal. nekk ci mbir di ci yëngu ba yàlla am nu mu la ci def. ñëpp nangul nañ la ci yàlla defal. Alaaji Ngagne ñu ngi lay ziar. ci xam-xamu làmb ci yaatal bi ak wér gi. président Meissa ñu ngi koy nuyu. wax nga ko léegi ku ne xam na ko ci dal gi ak yar bi. di nit ku baax. wax nga léegi aussi fu mu jóge ak fi mu jaar. kon donc bu ñu ne président Bira Sène ñu ngi koy nuyu. di nuyu ministre Matar Ba. waaye nag kon moom it ñu ngi koy nuyu baax président Meissa. di nuyu mon ami et frère Dieye Sène. di la wax ne daal am nañ mbégte. feggoog yow rawatina fii ñu ñëw tey muy kër gi. yàlla ku fi yegg si wax dëgg yàlla xam naa te bëgg làmb. Ngagne dëgg gis làmb. waaw jërëjëf sëñ Abdoulaat ci noonu nga introduire mbokk yi yéen a ngi ci arène sénégalaise tey nag may invité le premier vice-président du CNG de lutte Meissa Ndiaye laata ñu ñëw ci élément bu njëkk bi président dañu dégmal li nga xam ne mooy drapeau du chef de l'État d'abord drapeau du chef de l'État muy loo xam ne lii tey mën nañu ne su loxo la mujje 2 ans après mais booba yaa doon président CRG bu Thiès waaw ñu dégmal ko date bi d'abord ak wàccaay yi fan ngeen toll. waaw dañuy sant yàlla bu baax ndax c'est vrai biñ koy dëmmal boobu ñun ñu ngi woon président CRG bu Thiès. yàlla def ñu def ci événement bu am solo à Mbour. def naa ba tey anal yaa ngi retenir ni bokk na ci événement yi gënoon rëy wala bokk ci organisation yi gënoon réussir jamono jooju. àddunay dox nag ba ñu jóge position président CRG bu Thiès ñëw président vice-président national ñu war a def suñu première organisation en tant que président vice-président national drapeau chef de l'État comme ni nga ko defee nag j'en profite également pour jaale le président Manga 2 bi nga xam ni moom moo woon toog fii tey pour expliquer lépp lu ñuy waajal ci mbiru drapeau chef de l'État mais jaal bi dëj bi mu am tax na ba waxul mënu fee toog ñu ngi jëm Kaolack effectivement comme ni nga ko waxee foofu aussi damay def benn parenthèse bu ndaw di leeral ndax am na solo mooy il y a 2 ans bi ñuy tànn région de Thiès ni yow la ñuy jox drapeau chef de l'État dañ ci toftaloon ni bu Thiès pare Kaolack mooy organisé demoon nañ sax ba mu doon ballonnement est-ce que Kaolack du njëkkee Thiès soog a ñëw finalement l'ancienne équipe du président Alioune Sarr c'est l'occasion ñu sant ko gërëm ko moom it ci liggéey bu rafet bi mu def yëpp ci làmb ci lañ tànn ni nañ yóbbu Thiès ren bu déwénee maanaam 2020 ñu yóbbu ko Kaolack malheureusement 2020 ñëpp xam nañ li fi xew pandémie bi ñëw tax na ba làmb amul dara amul loolu taxoon ñu ajandi drapeau chef d'État bi ñu ñëwee nag ñu ni am na fu ñu tànnoon foofu lañ koy delloo muy Kaolack donc looloo waral le choix de Kaolack
ñu tànn également date yi ce sera du 28 au 30 mai 30. incha allah. donc fii léegi juróomi fan rek bu soobee yàlla. ñu dem Kaolack jeudi la ñuy egsi incha allah mu doon jeudi vendredi samedi dimanche ñu clôturer en beauté. jërëjëf mbokk yi loolu mooy drapeau du chef de l'État du 28 au 30 ca Kaolack daañu ci dellu si ndax moom la ñuy ñëw ci kii bi ndax dinañ ci rendre hommage tey le président Alioune Sarr mi nga xam ne moo ko mujj organisé loolu daañu ci ñëw ci jeexitalu émission bi mais mbokk yi dañuy dem nag seetaani régularisation bi nga xam ne combat bi nga xam ne Sénégal yëpp moom la ñuy xaar diggante kan Tapha Tine ak kan Boy Niang combat bi yàgg lool gars yi yàkkamti ko keroog régularisé nañ ko ci teewaayu Pape Thialis mbokk yi dañuy dem nag seetaan yi régularisé combat boobu dellu soit ci waxtaan bi. di jullu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gërëm waa Bawol yëpp nag di woo waa Bawol yëpp nag autorité Bawol yëpp nag maa ngi leen di woo nga xamante góor ak jigéen mag ak ndaw yëpp ñu jàpp ci combat bi waaw yàlla may nu ndam ci bisu bu soobee yàlla. père dafa mel ni da ngaa tiit de da ngaa teel a woote ci combat bi. waaw mais noonu la parce que nit ki da nga koy teel a woo da ngay teel a wax ak moom teel koo gis mu teel a ñëw. ñu teel cee jàpp. à chaque fois bu situation doyee waar am nañu stratégie ak xalaat bu tax ñu mën koo régler tey jii combat bi ñu bëri yaakaaroon nañ ni duñ ko sax bëri ci saison bi mais alhamdulilah rabbil alamin bi nga xamante ni am nañu solution ba tey jii ñu régulariser ko pour le 8 août. di ñaan yàlla bés boobu nag bés boobu nekk bés bu ñuy favoriser ñun ñu gagné ci combat bi. père yaa dégg nga père Mbaye Thion li mu wax léegi. waa xam nga sànq dama dégg nga ne ko da ngeen di jóge Bawol fekk si leen fii Tapha Tine Medina gi la nekk digganteem ak Sicap fa lay jaabante kon mook Boy Niang ñoo yem bu fekkoon ne dañuy wax Bawol kay ñoom ñëpp ay jógee ndoo Bawol ñoom ñaar ñëpp dañoo am cër Bawol jóge Bawol ñëw wala ñoom ñëpp ñu jóge Dakar ñëw fii bëre si jour boobu daal bëgg nañu nit ñi xam ne làmb ay nit la moom warul nekk loo xamante ni mën na am coow mais mënul am problème. am na suñu benn mbokk promoteur bu am daj boo xam ne mën nañu ko séddee mi mooy ma donc moom ñu koy gërëm aussi parce que moom mu dem ba am datam am grandeur jël datam jox ñu ko ndax combat bu ñu am mu nekk combat bu mag moom mu mën ñu séddal datam donc loolu dañ ko siy gërëm donc moo tax moom aussi ñu ko siy gërëm bu baax jox ni xëy na ñun ñëpp ñoo bokk activité bi. donc bu ñu amee suñu bokk promoteur boo gis bu gis ni moom datam mën nañu ko séddee ñu mën si tëgg donc dañ ko siy gërëm. jërëjëf mbokk yi gis nga ñaari ménager yi noonu ak ki nga xam ne mooy Pape Thialis ci régularisation boobu combat boobu le 8 août ci arène nationale diggante Tapha Tine Bawol ak Boy Niang écurie Boy Niang bu Pikine sëñ Abdoulaye combat boobu régularisé nañ ko xam nga ñaari mbër yi. xam nga bokk na ci combat événementiel yi lan ban commentaire nga ci njëkk a def ci ñaari combat yooyu. combat Tapha Tine Boy Niang suñu régulariser combat yi ténor yëpp te boobu régulariser wuñ ko day xaw a doy waar. mais li ñuy njëkk a féliciter d'abord mooy Mor Mbaye. Mor Mbaye dafa amoon date le 8. moom moomoon le 8 bi. moom moomoon le 8. waaw su bul fàtte Mor Mbaye bokk na ci ñi Covid bi gënoon laal. parce que ma nga waroon tëgg non seulement Rufisque. fële ca Bargny waaye dafa tombé woon nag le 15 la waroon a tëgg 15 mars moom Baba Diaw ñu bokkoon benn journée léegi nag bi yàlla dogalee affaire bi daal ko bi ñu ñëwaatee ñu jox ko date le 8 CNG mais comme yàlla dogal na le 8 la moom it ci mbaaxam mu ñëw jël date bi delloo ko Pape Thialis Pape Thialis ñu ci félicité ñaar mën naa ne bu ma félicité Gaston Mbengue dañuy félicité Abdou Aziz Ndiaye félicité Baye Alé Ndiaye félicité la yow mii. waaw. félicité ñu mel ni yow ko mel ni Jibi Ndiaye. ñi ci doon dox Pape Thialis wax na ko. waaw. dafa am dox boo xam ne du lu ñu war a fësal.
waaye suñu blaat nee na waaw góor li muy gàtt gàtt ku deful dara doo ko dégg. kon képp ku ci seqi jéego wala nga def ci dara jërëjëf merci. di féliciter Pape Thialis. nit ku dal. nit ku baax nit ku am engagement. parce que nit am réew boo ci bokkee. bëgg réew ma ba tax nga jël sa alal def ko ca. bu situation amee dañ koy waxtaanee. waaye ñi jàpp ci situation ba tam ñëw muy ba ca CNG de lutte. commençant par président Bira Sène. ba ci Ndiamé Diop ba ci président May Semi toog. képp ku ci ku mu mënti doon jàpp nga ni bis boobu ñor na la. combat Tapha Tine Boy Niang. kooku événement la waaw kooku mais yow mais Pikine jóg Bawol jóg. waaw xam nga Boy Niang boo xoolee dernière sorteem rek ci arène nationale. nga xool ko bi muy bëree Lac de Guiers 2 parce que Boy Niang di stade bi xoolal na mu mel. kooku boo ko booleeg ba Tapha Tine nga xam ne Bawol keroog da nga dégg yaxaaw da nga dégg yu. waaw Pikine dañuy daal di jóg rek ginnaaw raay jéggi. waaw géej waaye day ñëw rek ñu daje Bawol wàll si. te bool yaa ngi fépp. donc kooku yaakaar naa ni événement la ci biir événement te xam nga Tapha Tine moo xamante ni njuugam rek lu ne la. waaye ndeg càppaacoli gi Boy Niang ñu war a tuus ñooñu jëm arène nationale le 8 août vraiment loolu amateur yëpp ko yàkkamti. amateur yi ko yàkkamti daal yàlla na àggale ak jàmm. yàlla na yàggale ak jàmm sëñ Abdou Lahad jërëjëf yow it di la remercier bu baax sa taxawaay ndax am na ci solo lool waaye xam nga sëñ Abdou Lahad dafa am loo xam ne dama ko logoon te foog mooy yàbbi ko. muy Abdou Aziz Ndiaye. bi may ànd ak moom di ñëw ci làmb ji 2004 la ci laa ko xam ñu boole ma ak moom boole bi soriwul de Baye Ndiaye moo ma booleeg magam. ne ma dafa bëgg a ñëw ci làmb ji ñu ànd ma ak moom ak ñañ ci àndaloon ñëpp. ku mel ni Tafa Naar. jàmbaar jooju. bu baax nangoo liggéey am jom jàmbaar jooju. xale yi am séerans jom ñu bari moo leen may confiance. ñu ànd ak Tafa Naar ak ñi ci àndal ñëpp bëgguma lim bàyyi kenn waaye moom mën naa ko jukki ñu ëmb Aziz rek ànd ak moom indi ak yow ci làmb ji mooy xale bu neex a àndal. waaye nag li tax ma koy rendre hommage mooy liggéey nañu ba teg ko te suma relation ak moom dara yàqu ci. màkk la ñu mujjee ma ak moom. kon kooku toll ci man noo xam ne tey mënuma ko ñàkk rendre hommage muy Abdou Aziz. lépp lu mu jële woon ci làmb ba créer ay société am teg ca delloowaat na ko làmb ji te loolu laa ne dafa delloo mbattu ci ndaa la ndax société am budget de communication am da ko jël delloo ko làmb promoteur yu bari ñu ngi ci bénéficier wu mu leen di accompagner te yaakaar naa ne buñ ko gënee ñaanal yàlla dina matale ndax ku ci ne am na lu mu seq ak yow ku ci ne am na lu mu bëgg a def ak yow ku ci ne am na fu mu bëgg a jaar ak yow te loolu yaakaar naa ne xale bu mel ni Abdou Aziz daanaa ko wax ne leen promoteurs yi dee leen bàyyi xel ci Abdou Aziz tey waxtaan ak moom boo ñi ma ci dégg lit daa nañ ko def waaye am na ñoo xam ne peut-être xëy na dinay xaw a diis ci ñoom waaye rek nañ ci waxtaan ak moom ndax yàlla may na ko xelum làmb ndax ànd na ak moom guddi ànd na ak moom bëccëg fanaan nañu di wax làmb ba bër set ndax ñun dañu amoon ay bureau dañu amoon ay chaise yoo xam ne fa la ñu daan nekk di régler sunu affaire làmb ndax làmb daf ñu ñoroon bureau bu ñu mujj ubbi ñu ngi ko ubbi fii ci rue 13 angle Blaise Diagne kon defe naa ne làmb ñoroon na ko ba yàlla may ko ci la mu ci may kon dama koy rendre hommage boobu di ko ñaanal yàlla guddal fanam di ñaanal yàlla taxawu ko entreprise bi mu yor yàlla gën koo may doole ak yeneen entreprise yoo xam ne am na ko yàlla na ko ci yàlla defal ndam loolu daal laa doon bëgg a yàbbi tuuti rek am na ay xale yeneen ñu ci làmb ji ñu ngi ci làmb ji ñoo xam ne am na fu ma jaar ak ñoom ñu mel ni Pape Abdou Fall am na fu ma jaar ak ñoom ñoom Alay Assane ak xale yooyu yëpp am na fu ma jaar ak ñoom waaye tubaarkàlla daal maa ngi leen di ñaanal yàlla defal leen ndam sëñ Abdou Lahad nag waaw soo ci waxee dañ ci sawar trop xam nga pourquoi dañoo bokk deret waaw yéen a bokk noo bokk sunu maam bu àndal direct man Abdou Sega Ndiaye bu àndal mooy suma maam sama baay ak Ale Ndiaye ay doomi bàyyi leen lu bokk benn deret Abdou Aziz du ma wax sax Abdou Lahad mbokk rek la may wax donc bu ñëwee ci làmb ji def ci làmb ba wax na leen ko xam nga nit ki toog ci télévision ñëpp di ko dégg mu ne làmb defal na ma lu ne waaw parce que ubbil na ma buntu am naa ay ouverture buntu yu bari am ci leneen waaye léegi kooku bu ko neexoon tey ji mu dem à l'écart toogi na le mais tey bu wéñee ko situation boo fi dégg mu critique ci làmb dana ci teg loxo
bëggul làmb sooxee. donc ku mel noonu di ko teg di jël la mu am di ko delloo ci biir làmb. bërki démb nga jël Pape Thialis jiital ànd yóbbu ci seen papa Gaston ngeen toog ak moom. mais image bu gën a rafet loolu. mais loolu doy na sëg. donc loolu nga di ko def bi ñee ko jël xoolal tey Jibi Ndiaye moo wax la benn. xoolal fi mu teg Gibson production. jël teg ca kaw. téye ko te un jeune promoteur la bu ñëw mu jël Jibi teg ci wetam. fu mu jëm yóbbu fu mu jëm ànd ak moom. te tey am na fi ñoo xam ne sax ay bu ñu amee fu ñu toll dañ ngay xaw a cooñ. pour ñoom sa bool sësee ci ñoom yaa ngi leen tilimal. te xoolal tey jii Jibi mi ngi koy encadré. damay woo sax di ma wax ci waxu Jibi foo tolloog moom. donc pour wan la bëgg gi mu bëgg làmb ak yéene gi mu yéene du moom rek. dañu fiy séqal lu bare bare di ko def ci làmb ci ay teraanga ak yeneen yu muy def. wallahi wal azim. li ci nëbbu liñ ci doon def. bu ñu ko waxoon musiba am. te it ma wax la benn affaire créateur la. est-ce que xam nga ne CCA bii ñuy tegal roi des arènes. Aziz ko njëkk a créé. keroog bi muy décoré Yékini. keroog la ko créé mooy lii ñoom Eumeu Sène teg seen bopp bi ñu nekk roi des arènes ak Modou Lo. ak Balla Gaye couronne boobu. Aziz ko indi ci làmb ji. tey laa leen koy révélé. président voilà loolu moom dinaa la ko wax nga bàyyi ci xel créateur la am na yu bari créé nañ ko face à face su mbër ci télévision Aziz ko njëkk a créé Moustapha Gueye Lac de Guiers mais Aziz Gaston waaw bu ñu àndee def bras de fer waaw bénéfice su làmb la waaw Matar Ba waaw sans su làmb la ki teg pose première pierre ba inauguré arène nationale nekk fii keroog dama toog ba yàgg ma ne ko dama lay xool boo koy xool ba yàgg mu yërëm ko ndax tey ji amul ku ne ci làmb am soxla ci làmb te xamoo ni salon boobu mel loolu làmb rek a ko am il faut gars yi xolaat bu baax jox cër delloowaat cër bi jox ko ki la ko jox famille la ki nga xam ne tey ministre des sports dañ ko fi jël teg ko fi mu ubbi ay buntam Matar Ba saa yoo ko ne soo ko ne dama bëgg audience suba nga dem na ba gars yi naan waaw moom nu mu demee comme Petersen bureau bi kooku wane na ne tey jii li ko président de la république dénk mi ngi koy doxal. Matar Ba di ko gërëm di ko ñaan gis nga Iba Mar dama gis mu def ci benn ak xam naa di nga ci ñëw. ma bàyyi foofu téyel ma foofu de. téyel naa la foofu li ma mën a wax rek mooy ci boo déggee ma wax ministre Matar Ba. wax la tuddal la Abdou Aziz Ndiaye. tuddal la aussi Gaston Mbengue. ma wan la ñii boo déggee man la sensu làmb lañu. vraiment dañ la war a ñaanal yàlla ak sama waa ji. mon ami et frère. Jéy sa xarit sunu xarit. jàmbaar la moom it. di sonn ci làmb ci côté bu ne. da ci def lu mu mën ci boor bu ne. ngañ daal ñi ngay tudd ñëpp sensu làmb lañ. képp ku bëgg jàmm yéene leen jàmm. te ñaanal leen jàmm ndax seen jàmm mooy njariñu làmb te ku bëgg làmb yokk da nga leen ñaanal jàmm. seen jàmm mooy njariñu làmb yàgg na am ay précurseur làmb yàgg na am ñoo xam ne ñooy jàpp ci suuf di ko yëkkati ndax loolu. dafa am solo ci làmb lu yàgg la lu ñu donn la ca mag ña la ñu donn la ca promoteur yu njëkk ya la ñu donn la famille la kër gaana ci génn turandoo daana ci génn takkante ci biir daana ci génn nga dem sa kër buy gis sëram jël ko am na ci turandoo yaa ngi ci biir làmb ji kon làmb ji askan la woo xam ne bii lu ñaaw xaju ci lu bon xaju ci nañuy yaatalante nañuy defarante tey sa abdulaat la ma waxoon Xaadim Sàmb rek laa lay wax bi mu toogee fii suma mag suma xarit. baax. solaat leen seen dàll. nit ku baax. ñëpp jàppante. man woo naa la. yàgg nañ ci téléphone. dëgg la ma ne la nangam lii bàyyi ko. teg ko te ngeen dox ko. xam nga lu tax. seen njaboot ya tax. seen doom ya tax. seen soxna ya tax. te tey nag seen tur sori na. làmb day génn tur. làmb day sori tur boo ci xasee ne. amal ngor. amal jom. amal wóllëre. parce que sa tur dina dugg fu ne. ndax làmb moo dugg ci xolu Sénégalais yi. damay dajeeg benn waay mu nuyu bu silusé mu jaaxal ma te mosuma ko gis. ma ne ko sëñ bi yow de ni ma nuyoo ñu daje jumaa mu ne ma yaay ñëw sama kër ma gën a tiit nag ma ne ko sa kër te man xam nga man te bu ma dikkuma ma ne ko sa kër mu ne ma yaay ñëw sama kër kay. ma ne ko sa kër laay ñëw. mu ne ma télé bi. ci laa comprendre ma ne ko wax nga dëgg de. moo tax ñu war a defaraat toogaay yi. kàllaama bi ñu war koo defaraat. war a sàmm sunu ngor. war a sàmm sunu ngor. te am ngor ci li ñuy def. loolu am na solo. parce que nit ñi ñu ngi bàyyi xel. sëñ Abdoulaye daal. mission boobu
maa ngi koy tegaat sa loxo. defaralaat leen lépp doon benn ndax alal ji ci dugg bañ a sànku ndax lii nga wax nii ca Matar Ba. jaare ko ci le doyen Gaston Mbengue. ku mel ni sëñ Modou Niang. ku mel ni Luc Nicolaï. ku mel ni ñooñu. te bañ a fàtte ku mel ni Petit Mbaye. xam nga ressources humaines bi làmb am. xoolal ñooñu rek xoolal niñ fi daree làmb indi ko fii ñu ko indi tey. tey ñu am ministre boo xam ne bii maas ak jamono Matar Ba di koo xam ne nag booy xool. ci wàlli sport de masse yi ak li nga xam ne mooy nawetaan ak yu mel noonu. daf ci am expérience. te Matar dafa xam loolu. te li làmb bëgg. moom la def mooy ubbi say bunt di wax ak ñëpp. te moom lay def te loolu tamit vraiment ndam rek la ci jëlee. ndax tey jii fi làmb toll ak situation bi ñu traversé. yàlla dogal mu nekkoon fi bu amoon neneen nit dana metti lool kon ñu ko ci félicité bu baax di wax le président de la république ne ko rôle mu ngi koy joué ci làmb ba ci sport yëpp en général parce que gis nga stade yi fan yi toogul ma nga ca parce que défi buñ ko lancé la te moom nitu défi la te ba fàttali leen ni bi muy doog a jël sport bi défi stade la amoon mu relevé ko kon defe naa ne bu ñuy dootee défi stade yi loolu dañ ko indiwaat rek ci la mu mane te yaakaar naa ne yàlla dina ko ci defal ndam ci kàttu yàlla mais ngañ waaw nit koo xam ne da nga jiite ay nit loola làmb laaj nga jox leen jox leen ko waaw la la dese la waaw lu ko làmb laaj jox na ko ak yeneen sport yi non dama ni xam nga ñun jël comme dañuy wax ci làmb moo tax ma wax ak yeneen sax ñu naan ministre làmb ji ko waaw ñun d'accord na jël nañu waaw mais dama ne nit koo xam ne ñi nga jiite lu ñu la laaj nga defal leen ko ku man loolu donc dañ koy ñaanal yàlla jàmm ak wér rek dañ koy ñaanal jàmm ak wér mbokk yi yéen a ngi ci seen émission arène sénégalaise président Meissa Ndiaye premier vice-président du CNG de lutte ñu dénk ko làmb dóor bi ak sëñ Abdoulaat mi nga xam ne moom it mi ngi ci biir CNG bi waaye tey daf fi toog comme consultant waxtaan ñu yaatal ci làmb yi coow li bari na mbër yaa ngi jël avance fii di jël avance fële sëñ Abdoulaat ñu ne alal ji ñu jël di ko teg di ko dugal ci mbër yu mag yi am na ñu ne war naa mën a tëgg combat yu bari waaye man laata sa réaction dama gis ne le promoteur en question bu dee Gaston la dafa ñëw rek di tëggee ni mu toll waaw man sama xalaat man dafa ñëw di tëggee ni mu toll mais est-ce que loolu tamit ban gàllankoor la mën a indil espoir yi mais ngañ loolu mooy sant yàlla waaw ci naka xam nga ku gañee xam nga kan moo gañee CNG de lutte naka la ko ci gañee xam nga lu tax mu gañee da ngay indi CNG bu bees te fekkoon fi avant CNG di ñëw mbër yëpp amuñu combat ñu waroon a xool nan la ñuy redresser làmb ji Gaston ñëw téye làmb ji ak loxoom loolu yàlla dogal mais ngañ Balla Gaye 2 bi Gaston ñëwagul amagul la combat waaw ténor yëpp jëru sama yemale ci Balla Gaye kenn jëlu ci amuñu woon combat bu saison doon ubbi yow li ngay jëkk a wax mooy ténor yi amaguñu làmb lu làmb neex donte espoir yaa ngi doon bëre waa ki jël ñetti benn mbër jox ko ñetti avance jàppal ni fii ba 2021 jëm 2022 amatoo problème mu combat poids lourd muy benn ñaareel bi ci topp jële na fi du ma bëre ak diw Balla Gaye Boy Niang ñaata at lañ ko dox Gaston ko fi jëlee te gis nga li nga wax ne dafay tëgg ni mu tollool dafay ñëw ni la lii laa man te lii laa bëgg a def mënuloo ko mu seeti keneen gis nga nit boo nekkee leader da ngay dox doxinu leader Gaston boo ko séenee muy dem rek sensu làmb la moom làmb la rek ji dox xoolal li mu ci boole. bërki démb mi ngi ci Bombardier. waaw Bombardier mi ngi ci. pour le adversaire waaw mais mi ngi ci Bombardier waat pour beneen. Gris Bordeaux lancé na. pour bëgg war na am combat. moom Ama Baldé. non Gris Bordeaux Balla Gaye. non après Gris Bordeaux Balla Gaye ab Gris Bordeaux Ama Baldé. boobu taxaw na. waaw non dafa war a am deuxième wala troisième. ñu ngi ciy wax. mais mi ngi ci lépp ci gàttal bopp. waaw day defal ndànk xam nga parce que démb gis naa Gris Bordeaux. ak Balla Gaye. waaw Gris Bordeaux Ama Baldé. boobu sax moo waroon njëkk a taxaw Balla Gaye Ama bu sotti woon. Balla Gaye Gris Bordeaux bu Gris Bordeaux sotti woon ak Ama boobu doon jiitu. kon maanaam daal. waaw ténor yëpp ku ci ne ñu bëgg nga ŋàbb ñaar ba ñetti combat. mais àdduna lépp sens la. nit ku nekk wërsëgam. nit ku nekk na mu toll bi mu toogee mënatul mu dëgër mu
situation yi bloqué dafa dem toog bi mu dellu see ñëw li mu man mi ngi koy jox làmb donc man gisuma ci benn intérêt pour CNG gagné na ci ñaareel bi ci topp mbër yaa ngi ci ne maanaam mbër yi tey ñoo waroon takk ñoom def bras de fer na ngi dégg doon procureur Gaston doon avocat parce que ñoom ñooy liggéey seen doole lañ yaakaar te li mu am mi ngi leen koy jox kon ñoom seen sens la waa léegi espoir yi ñëw nag espoir yi ñëw ñëpp a ngi am làmb ji ngañ leen a tàcc munoo am fi mu ne nii combat spécial wala grand combat bu baax ñëpp a ngi ci biir combat ñëpp tëgg nañ mais ngañ da ngay am vendredi da ngay am samedi am dimanche bu ci ne Ibama di tëgg fii di tëgg Barnier ngay tëgg mais loolu lañ doon ñaan yàlla ñaata yoon nga toog sa émission bi di ñaan lu mel noonu nga yaakaar ne loolu lépp ku may nit ñi courage gis nga nit ku ne ak wërsëgam na mu toll bi Gaston dédusé ci la ñu bari say ku ñu mewuloon di nga ñeme ndax moom sponsor gi ngaa gis mbër sol ko blouson daw dongali ku dul daaw Xaadim Samb làmbam ji mu fi tëggee gis mbër yëpp sol blouson léegi da ngay dugg làmb ba jàll doo gis blouson mbër ñaata sponsor bi mu ñëwee la contact yoo xam ne moom rek am na influence boobu pour làmb mais keroog ku ñëw diggante Eumeu Sène Lac de Guiers 2 nga toog ci kaw tribune bi ak foo mën a toog gis décor làmb da ngay am envie seetaane làmb te et pourtant bi ñuy départ dañu doon làmb ji du làmb dara du am dara ci stade ba. kon daal ci yu màgget yi. waaw ñooy togg ñam yu neex yi. ñun daal xam nga lu ñu bëgg. ngañ waaw ak foo mën a jóge koo mën a doon tey nationalité sénégalais. te mën a jox mbër yi xaalis yu mën a bëri làmb ji dox ñu doon ñaan mu dox. tey mu saturé man maa ngi ko yor 300 millions maa ngi ko yor depuis quelques mois. pare pour ma defal ko événement bu mag mënu ma ko am. ndax lan fu may jëlee ñaari ténor yi ma boole. fi mu ne nii. Gaston dafa ndar képp làmb ji foo jaar. ah déet na Gaston desserré moom it. ah na desserré non mënu li mu ngànk kay xaaral ba mu simmi. non desserré. ah non mais kan la ngay jël. waa déet dafa ndànk ay combat gi fi nag. kati bu tasee. bu tasee. waaw ak ñoo xam ne nag amaguñu combat. waaw moo tax ma lay wax jooy kay da nga ko demal. mais am na ko yor taxaw Eumeu Sène amagul combat. moo kanay bëri. xaaral rek Lac de Guiers 2. moo kanay bëri. xaaral rek amagul combat. xam nga luy problème mu ngañ. waaw maa ngi ñëw. waaw ñëwal xam nga luy seen problème. waaw ténor yi bu ci ñaar amee combat ñett làmb ji tëju na. da ngeen ne ñi des dañuy xaar. ah sëñ Blaat kon nag. te ma wax la lenn. loo indi loolu. Balla Gaye gagné. non lan moo indi loolu tëj boobu. dañoo bariwul espoir yi duggagul. lan moo tere espoir yi dugg. ñi ngi ñëw Boy Niang dugg na. waaw Ama Baldé ngay bëri jëg mu doon titre roi des arènes. waaw ñaar dugg na. dugg nañu. waaw ku des. Sa Thiès. Sa Thiès. ku muy bëreel Moussa Ndoye moom Moussa Ndoye. Garga la waroon bëreel. Garga am na adversaire. mais lamb boo ci nekkee di ci bëre ngañ. waaw as espoir bu mel ni Sa Thiès mel ni Garga. ñi ci nekk ëpp lay at mag la ne ci kaw nga nekk xale di ñëw kenn pertul dara. Sa Thiès ak ñëpp dañuy bokk ci course bi. waaw léegi ki yor 300 millions laa la wax. waaw bëgg a tëgg. waaw defal ko événement sëñ Abla. waaw mais daa am fu mu bëgg. dafa am ku mu taamu. daa am fu ñu préféré. non dafa am ku mu taamu. waaw daa am fu combat bu mu taamu ŋànk na. ŋànk na. ah waaw loolu nga may wax mais làmb ngi fi de. non làmb ngi fi mais dama ne événement bi mu ci bëggoon def. dama dox la li mu bëggoon def. looloo ko téye mais kon donc moom it wi ñee ko dafa mujj di supporter ci Gaston. waaw parce que daggoon na ni Gaston c'est le meilleur. nekk na fi def li mu war a def. kon donc non Gaston moom bul ko boole ci meilleur da nga naan. li fi newoon. li mu fi defoon la fi fekkaat. moo ko produire. man dama ne. li mu xale yi mu produire woon. ñoom lay tëggaat. c'est vrai. ñoom lay tëggaat. waaw moo tax léegi man sama problème mooy. mais Reug Reug Bombardier. waaw. sori woon nañ ci. si gas duggoon na ci. bàyyiwul kenn. waaw. Pakala mi ak Forza. ñaata année balance lañu def dañ ne woon duñu bëre. waaw dama ne ñaata année balance lañu non def sax dañu ne woon dootuñu bëre. waaw mais ñaata année balance lañu ci teg. yàgg na. bàyyiwul kenn. mi ngi ci ñëpp. Aline Seyda anay sàpp yi ñaata fi la ko Gaston ba woon. si je ne me trompe pas su ma juumul bu dee bëriwaat na fi bi mu ko fi bàyyeeg léegi benn yoon la bi mu dellusee ko tëggaat. retour Issa Pouye ñëpp ay ñaan dugal ci internet bi xool. waaw non retour Issa Pouye moom fii laa ko tëggee. ah waaw. mu ne ma Gaston nee na. ma ne ko Gaston de lu mu la wax dina ko def. baat ak tontu. fii laa ko wax. ma ka muy bëreel nag. waaw. Aline Sey numéro 2. ndeysaan tegoo ko fii. ku góob mbooloo tey ci mën naa wax ci banlieue bi ci xale yi. waaw loolu boo ko jëlee boole ko ak Sa Thiès Moussa Ndoye def ko benn journée. yóbbu ko loolu desal amateur. loolu benn journée bi la. benn journée lay doon. muy le 26. mooy le 26. samedi arène nationale. le 26. le 26 juin bi ñu nekk. juin bii. bii ñu jëm. bi ñu jëm. ca la ñuy bëree. bu ñu jógee drapeau chef de l'état rek. fa lañ jëm fa la ñu jëm. non bu ñu jógee drapeau chef de l'état samedi. non maa ngi ñëw samedi boobu. dimanche bi maa ngi ñëw samedi boobu dama ci jàll te ñëwagoo moo tax. dimanche bi ayca. voilà muy diggante ki nga xam ne mooy Sox. ak Gamou Gueye ak ki nga xam ne mooy Nandi Fall ak ki nga xam ne mooy Dame Sène. waaw boobu samedi muy samedi ak dimanche. samedi ak waaw dimanche bi mooy le 6. kooku dama cay ñëw. buñ ci jógee nag dal ca boobu.
mais diggante Pakala ak ki nga xam ne mooy. Forza. mën nañoo bëre fu ne. waaw kooku dama for ci directeur général u COUD. nee na drapeau am la Mbour lañ koy bëre. waaw lañ ko waroon bëre. mais lañ ko waroon. lañ ko waroon a bëre mais sotteegul. sotteegul waaw. ok lu lépp nag la ñuy wax ci làmb. waaw kooku lu bees ci biir yow xam nga lu ca ne. waaw mais daal pour l'instant. waaw ñi ngi xool fu ñu jëm. waaw. ñi ngi xool fu ñu jëm. waaw ndax loolu daf ma ko révélé woon ma jël ko mu wax ko ci télévision bi. c'est vrai. voilà moom mais xam nga moom nag Gaston ku ne xam ne li ci Gaston liggéey ak moom ba andi kuddu ci làmb ji kuddu yaakaar naa boo ko gisee ñu sol blouson donc. c'est-à-dire que mooy c'est des relations. xam nga mooy influence bi Gaston am waaw moom laa wax xam nga Gaston tey ci làmb 92 Gaston moom ak CNG bi. c'est vrai. magee na ko 2 ans. Alioune Sarr fekk ko fi. muy cheminer. di cheminer di cheminer ba li nga xam ne professionnalisme mu làmb ñëw maa ngi koy wax toujours. nee naa leen l'événement de Tyson ci la làmb doon événement boo xam ne bii. événementiel d'abord. waaye mbër ci la professionnaliser boppam. nga xam ne da ko def métier. ci ñoom Mohamed Ndao Tyson et puis il faut remercier Mohamed Ndao Tyson il a beaucoup fait pour la lutte. moom CNG bi 95 la ñëw. dafa ñëw 94 ñëw 95. ma waxtaan ak moom daaw drapeau chef de l'État mu may wax historique gu entre moom ak le CNG. fi ñu jaar ba mu dem ba dugg ci biir CNG bi loolu histoire la. je pense que loolu livre la boo xam ne bii je pense que mi ngi ci xel mi. loolu jaar-jaaram. waaw loolu mi ngi ci xelam ndax dafa di lu compliqué lu amoon diggante bi ay coow amoon ca ndeysaan muy dem ba dellu siwaat ci làmb ba dugg ci CNG bi occupé ko ay place loolu waxtaan nañ ci daaw jékk bi ñu fekkee président Mbaye sa ci li nga xam ne mooy loolu tey Abdoulaye Ndiaye laa am moo tax foog ñu xóotal ci yenn combat yi Abdoulaye yaakaar naa ne nee nga làmb ji actuellement déclenché na mais ouverture stade Iba Mar Diop d'abord loolu balaa nga ci ñëw président loolu nan ngeen def démarche bi ak lu waral ouverture Iba Mar bon li ko waral yomb na mooy ren dañoo nekk ci année bu exceptionnelle mooy am na ay weer yoo xam ni perte nañ ko muy benn deuxièmement ñu am ay gala de lutte yoo xam ni leer nañu ni ci suñu calendrier mënuñu ko satisfaire donc impérativement c'est comme jël nañ engagement ni làmb yëpp ak niveau bu mu mënti toll arène nationale lañ koy produire parce que arène bi looloo tax mu jukk bi ñu xoolee cas yooyu ñu ni benn solution kese lañ ci am mooy demander kilifa yi ni ko exceptionnellement pour ren nañu may ñu tijji Iba Mar le temps ñu évacuer li ñu yor ci programme bu ko defee ñu mën a dérouler suñu programme loolu nag day signifier une chose Abdoulaye mu ngi koy wax sànq naan làmb CNG moo ci gagné mais moi damay wax bi gën a profond moi je dirais que làmb ci boppam moo ci gagné l'ensemble pourquoi CNG gis na ci boppam parce que mu ngi dérouler tout un programme mbër yi gis nañu seen bopp parce que ñu ngi exercer seen profession wala boog seen passion amateurs yi aussi dinañ ci gis seen bopp parce que tegal nañ leen ay plateau de niveau donc je dirais que composantes yëpp gis nañ seen bopp et loolu day wane une fois de plus ñi ko doo douté wu wala ñi doo laam-laamee que làmb ji am na solo et que vraiment suñu aada la suñu cosaan la lu ñu war gën a fonk mbokk yi dañuy dem nag seetaan combat bi mujjoon ci stadium Iba Mar Diop le 11 janvier la woon diggante xale bi ñuy wax Bébé Bismi ak Ada Fass ñu seetaan ko dellu siwaat Ada Fass moo féete càmmoñ gemboo gem lu weex li Bébé Bismi moo féete ndeyjoor Ada Fass ci victoire la ci défaite la jógee Bébé Bismi ci victoire la jógee oh attention Ada Fass attention Bébé Bismi oh daan na ko waaw waaw Ada Fass daan na Bébé Bismi Ada Fass daan na Bébé Bismi dafa daw jël tànk bi plaqué ko. jërëjëf mbokk yi mooy dernier combat bi nga xam ne am nañ ko ci stadium Iba Mar Diop ci diggante ñaari espoir yooyu ñu ubbiwaat ko ci lu gàtt rek télescopage bi am ci ñaari arènes yi. waa xam nga boo déggee sànq ma ne président Mbaye sa CNG moo ci gagné c'est-à-dire que bu CNG bi ñëwoon doon bees. fekk ko fi dara mu taxaw.
foofu laay waxee. bu CNG ñëwee fekk mu ne tàcc làmb dara doxul day compliqué. mais boo xoolee CNG dafa ñëw rek anticiper dem. mooy gën a gagné. waaw non gagné bi foofu maanaam ci sa côté. tout à fait liggéey xam nga tey jii bu ñëwee ñu lay ñu jox la dara. liñ lay doxal nga ñëw fekk yàlla def muy yem. yow da ngay anticiper rek dem. foofu laay waxee ne CNG ba gagné ne parce que boo ñëwoon tey fekk ko fi ay combat naam CNG ngi am ay programme di tëgg. comme ñëpp pour def ay mercredi de l'arène. donc yooyu yëpp am na mais li gën a yomb mooy yàlla def na fépp ubbi na yaa ngi am 3 stades comme ni ko nga ñu waxee. du ñaari arène rek parce que làmb daan na am ñetti stade mu fees. waaw loolu xam nga loolu lan lay indi ngañ. day tax nit ñi defar programme bu baax. day tax nga liggéey bu baax. parce que bu la leeree ne tey jii booy monter di nga monter combat bu taxaw. parce que jël sa benn combat ba bon nga teg ko fële teg bi arène ba. teg bale Ibamar. gars yi xool dañuy seet fa ba ëpp punch. ñu dem ca gën a taxaw ñu dem seetaan parce que kii seetaan moom doo ko wutal fu muy xool. absolument léegi amateurs yi. amateurs yi dañu def seen choix. waaw choix ba mooy bu dana tax yow bu ëllëgee la ngay liggéey da nga ko defar ba amateur buy ñëw mën cee sant dara. donc kon jàpp naa ne man ubbi ñaari stades yi. lu am solo la. di ñëpp a ci def ay démarches. ministre mooy li ma la wax rek ci yaatalam ci lu ko làmb laaj mu jox la ko mais noonu Ibamar c'est fini. mais bi mu ko ubbee itam yàlla def na sant nañ ci yàlla bu baax. te léegi ñi dañ mën di tëgg arène ba ñii mën di tëgg Ibamar. te dina permettre ñiy tëgg Ibamar du am danger parce que boo defee sa choix da ngay fekk fële pare na nga dem jël benn date ñëw tëgg ci. xool date bi ngay tëgg aussi di nga xool li la arrangé nga def ko. ñu arrangé président bu ñu ñëwaatee ci âge yi nga xam ne mbër yi yokkal nañ leen ko tamit. loolu. ndax mbër mu ne ñeme ngaa jóg rek dellu siwaat yan condition la laaj ak nan ngay def ba dellu siwaat bu fekkee sa âge dafa limité woon à 45 ans tey léegi ñu dem à 48 ans je pense loolu nan ngay def ak fan ngay jaar ba dellu siwaat waaw loolu daal benn doléance la bu yàgg bu fi nekkoon waaw amateur yi ñaan ko yenn composante de la lutte ñaan ko suñu kilifa également le ministre Mataba également ñu échanger si waxtaan si avec tout l'ensemble du CNG ñu teg nag ay jalons ñu ni du n'importe qui rek bu ñëwee ni bëgg na ñu rallonger âge am de 45 ans à ñu mu apte ñu dugal ko si ñu dénk liggéey boobu suñu commission médicale le docteur Thierno Abaska mu si liggéey bu am solo mais déjà tout de suite li ñu mën a tënk mooy il faut impérativement ñu def ay tests complémentaires maanaam fi liñ doon laaj ki am 45 ans kese wala ki amoon 42 ans dinañ ci yokkaat yeneen examen sur le plan médical ba mu xool kii réellement ba xam jëmmam aptitude physique am yëppam méngoo na ak làmb su dee ok na automatiquement dinañ ko délivrer benn certificat buy wane ni apte na pour dem bëre ji pour dellu si kan ngeen ci amagum non amaguñ si kenn pour le moment dans la mesure où loolu yëpp may wax nii mu ngi à l'étape étude ñu ngi koy xayma ba tey. kenn delloosi déposé wul li fi nekkoon a fi nekk ba tey tous les lutteurs ñu ngi à 45 ans. mais c'est sûr études yi sori na bu baax a baax d'ici fin de saison c'est sûr que les premiers dossiers sont. ñi nga xam ne dañu arrêté woon benn temps. waay ak ñi nga xam ne ba léegi arrêté guñu le cas de Bombardier. est-ce que ñooy bokk cas. ñëpp a bokk cas. âge bi daal à partir de 45 ans am nga ko. bala ngaa bëriwaat. il faut nga def examen complémentaire yooyu ba pare. soo ko defee ba apte nag. la di nga bokk ci beneen loolu. sëñ Abdoulaye le retour Baboy ndax am nañ ci yaakaar. war na mën nekk. non ndax am nañ ci yaakaar laa wax. am nañ ci yaakaar. ah waaw. compliqué wul. c'est-à-dire que buñ la xoolee tamit. am nga yaakaar ne day dellu si. ah waaw. naa ci yaakaar à 100%. waaw. dañuy dem nag. seetaan bi muy bàyyi ñëpp kenn nanguwul. kan la. man règlement ko dab mais bi muy bàyyi kenn àndu ci. moom Baboy. waaw dañuy seetaan léegi nag dama lay may dernier combat am digganteem ak Baye Mandione ca Kaolack dellu si waat ci làmb ji.
jërëjëf mbokk yi loolu nag dañ doon dellu démb rek xool Baboy dernier combat boobu ak léegi mat na ñeent ba juróomi at. nga xam ne ci la âge limite am jour boobu la arrêté at moomu la arrêté làmb waaye ak li président wax ak li ñu leen may dérogation mënees naa am yaakaar ni li sëñ Abdoulaye wax Baboy dellusiwaat ak ñeneen ñu mel ni moom. kon mbokk yi loolu mooy li nga xam ne mooy programme boobu ginnaaw loolu nag dellusiwaat nag ci drapeau du chef de l'État mbokk yi ki nga xam ne moo ko mujjee taxawal am ci làmb ji 26 ans di président boo xam ne bii ci personnalité am président président Alioune Sarr. ca taxawaay ba. ca personnalité ba. président Alioune Sarr ca mat ga ak li nga xam ne noonu la yëree làmb 26 ans. dernière li nga xam ne moom la def ci drapeau chef de l'État à Mbour ñëpp di ko wax ba tey moom la ñuy dem nag rendre ko hommage ci loolu dellusi nag ci plateau bi ki ko mujj organiser tamit di président Serge mooy président Mbaysa Ndiaye toog tey nekk ci biir nekk premier président tey gis nga mbir yi ni ko yàlla toggee. dañuy dem Mbour ñaari at ci ginnaaw ci drapeau du chef de l'État fàttali ko waat ko dellusiwaat. kontaan sama mbokk mbër yi ñëw. Balla Gaye 2 Gouye Gui ñëpp rek ñëpp. Balla Gaye sama goro la kii moom may soxna. waaw kay. Baboy Mike Tyson ñoom ñëpp ñëw. Gris Bordeaux fekk suñu doomu day ñoom Massi Diop kontaan lañ ci def. jërëjëf CNG dañoo déplacé ñëw sama kër. ne ma dañu bëgg chef d'état bi. wuute ak yeneen yi sa bés la. ma woo sama nawle mbër yëpp. ñooy samay trésor ñii. may leen ñëw leen si bés bi jëmmal ko. te defe naa tey. ku ne gis na lii. Gouye Gui loo ci dolli. non man moom damaa kontaan kii suma mag la suma kilifa la suma royukaay la mun naa ne boo doon bëreeg moom mbokk yu bari mere nañ ma mais espoir rek laa ko jàpp woon muy Pape Dia muy moom mais après comprendre nañ fi ma doon waxee mais bi ma nee boo xam ne affaire mbokk la laal ne boo ma jëlee commune bëre moom lay faral ndax lu gën a jege nay aqrabu awlaa loolu alxuraan wax te suma royukaay la moom xam na loolu boo ma jëlee musul daanu ci làmb wooy na ñàkk jom wala nga won ko micro
mu wax lu mu war a wax moo ko may tey moom rek moo def lu kenn deful ci làmb moom rek lu keneen ñu nangul ko ñett yoon laa fi ñëw benn bi ngir moom benn bi drapeau bi ñu bokk benn bi samay supporter di kontaan trop ci bis bi te moom waa moom lii su waroon mbëri lu rafet du gis genn mbër. jërëjëf mbokk yi loolu nag mooy drapeau chef de l'état bi mujj bi ñu mujj a def. président yow yaa ko organisé woon. yéen a ngi jëm nag. Kaolack. muy une première ci yéen. muy test. ban souvenir ngay fàttaliku ci ça c'est des moments très forts. fii dund nañ fi loo xam ni. je me rappelle très bien. bi mu jeexee dimanche bi. gaare naa oto pour dox sur au moins 2 kilomètres. pour mën a génne plaisir bi nekkoon. ci man waaw vraiment pour wan ne kon mbégte bi. fi mu ñëwoon si ñun quoi. ñu ngi dem c'est vrai Kaolack muy suñu premier test. mais man du ma ko tuddee premier test ndax bu ñu yàlla dimbalee. ñu organiser ko en tant que président régional. yàgg ngeen ci. waaw yàgg nañ ci daan nañ ci dem. waaw
suñu qualité président régional may nañu ba def nañu au moins 5 drapeaux ba 6 drapeaux. def drapeau chef de l'État. sans président Alioune Sarr. oui pour une première. ci yow. waaw loolu événement la mais aussi segam liggéey bi setoon na set goo xam ni président Alioune Sarr bàyyi ko fi. ñun ñu nekkoon feek moom également doon ko gunge ci liggéey boobu. war nañ mën ñun fi mu yemoon. ñu déparé foofu pour dem. loolu moom am naa certitude ak disposition yi Kaolack jël. les autorités Kaolack jël ko. je suis presque persuadé que fi ko président Alioune Sarr bàyyi woon. foofu lañ ko bëgg a déparler pour continuer des na nag quelque quoi par rapport au budget mais loolu ay occasion la pour gën a ñaaxaat surtout les autorités de la ville de Kaolack. parce que xam nga mbir aussi bu toll nii am solo lool ñu indil la ko ba sa gox. defe naa bu amee ñu si woon njëkk a intéressé wu njëkk a approprié wu mooy waa gox bi. foofu daal message boobu laa gën a mën a lancer les autorités pas les populations. parce que les populations moom vraiment. tournée yi ñu fa def. visite yi ñu fa def ñoom seen yëf la. seen yëf la mu des nag vraiment kilifa yi nga xam ne ñu ngi yeewoo Kaolack. ñu gën ko def seen moomeel ba daal bu ñu génnee si drapeau bi. mbégte boobu ñu amoon ñun Mbour en tant que régional. ñu am mbégte bu ko raw en tant que national. mbokk yi rendez-vous baa ngoogu le 28 ba le 30 drapeau du chef de l'État ñu koy amalee Kaolack ci li nga xam ne mooy njiitu le président du CNG de lutte Bira Sène gis ngeen le président Meissa Ndiaye premier vice-président du CNG de lutte chargé de lutte avec frappe waaye nag ki fa waroon toog mooy le deuxième vice-président. Manga 2 bi nga xam ne moo yor lutte simple boobu te organisation bi li ëpp nekk ci loxoom président may sa tegal ko fii incha allahu rabbi daañu amaat moom beneen jotaay sëñ Abdoulaye looy tàggoo. sant yàlla. amaat mbégte lool di ñaan ci réew mi jàmm ndax avant tout la paix di ko ñaanal képp kuy sénégalais ñaan kilifa diine waaye ngañ man sëriñ Sidi Mbacke moom sëriñ Abdou Lahad mooy sama wasila sëriñ Sidi Mbacke maa ngi koy nuyu bu baax sëriñ Abdou Karam Mbacke moom sëriñ Abdou Lahad sama xarit la sama wëllëre la waaye ngañ maa ngi gërëm sama papa Alaaji Gassama Jaabi xalifa général bu Jidde Gassama ak sama sœur Marie John ak Nande Camara ndax làmb da ngay dégg mbër yi léeg-léeg ñu toog ni dafa am ñu may jàppale nangam ak nangam danoo dal dafa am ñu lay jàppale am ñu lay soutenir am ñoo xam ne kenn ñoru leen ci làmb yaa leen intéressé dafa am benn kilifa diine gu mag dafa ma ni moom day bu ma la séenee rek dinaa daal di koy xaar bu mu kii rek waaye boo jàllee rek ma daal di romb mu xam ne kooku yaa ko ñor loolu di mbiram ki mel noonu nag moo tax ñaare ñu leen tudd ñu mel noonu waaye ngañ di gërëm mat fa ma jógee muy ginnaaw raay ma koy wax suma almadi rawatina seras ga ma yëngu la ko dale ci saal ca mën naa la wax ne la directeur seras ca kaw muy aaruna ba ci suuf chevalier yaar yi yëpp saalu xar saalu nag yëpp ba ca foofu ñëpp ba ñaay ba ca daral bi mënuñoo ba kenn waaye ginnaaw raay moom mention spéciale di gërëm suma yaay ngañ nit amul lu dul ndeyam te ku màgg rek da nga xam ni amee nga njukkal sa way ju te daal na ma ak yaay yëpp yi boot seeni doom yaay topp ma ko dara yàlla mi am fa yàlla ma ko fayal jërëjëf di gërëm suma ay soxna di leen gërëm di leen ñaanal yàlla ndax tamit activités yi day bari waaye bu la yàlla booleeg ay jigéen ñu baax loolu damay wax ni sens la waaye loolu lépp mi ngi topp yaay ñu ngi koy gërëm ak sumay frères yëpp président may sa jërëjëf ngañ jërëjëf ñu ngi lay sant jërëjëf di wax ni ñëw nañu fi ak fierté ñëw nañu ci kër gi mbég ci lool waaye ñu ngi lay gërëmaat bu baax waaye di nuyu nag mon ami et frère Dieye Sène maa ngi koy nuyu ak association authentique de lutte bi yëpp ak ñëpp njaboot gi ni nga ko waxee li nga bëgg daañu la ko defal alhamdulilah daanu jàmm alhamdulilah daanu ko dox ndax jàmm rek la ñuy wër waaye nag bu amuñu temps nekk ci détail bu détail naree am dañuy topp yoon ndax yoon mayuñu ko waaye yàlla na ñëpp am jàmm détail du am waaw waxin la xam nga wax la waaw xam nga man nga toogal te yow ñoo bokk Sëñ Abdou Lahad ak sax xam naa loolu 84 laa sukk ci ay tànk ndeysaan kon defe naa ne mi ngi bëgg a yàgg Sëñ Abdou Lahad Mbacké keroog laa ko ne jàkk ñu tuddee la ko kon yaakaar naa ne ñun duñu dox détail dëgg la
ndax kañu jokku ndeysaan na mu toll woon du def détail Abdoulaye du def détail kon yàlla na yàlla jàppale la maa ngi lay sant bu baax di xale bu am pas-pas Abdoulaye maa ngi lay gërëm ci ñëw gi aussi mbokk yi lii moo tax njaboot yar rek soo baaxee ñëpp lay jur soo melee nee na nag sa waajur dugg na coono yàlla na si yàlla musal yàlla na yàlla fayal waajur yi yàlla na yàlla taxawul waajur yi mag ñi amuñu seen fay Abdoulaye mag ñi amuñu seen pay nii jamono mel nii bu ñu yeewoon mag ñi dinañu ne bàyyiwuñ fi woon Sénégal bii kon ñu nit am nañ devoir nañu jóg te jàppale xale yi tout à fait xam nga lu ma sama papa dénkoon doona ab laat ma ne ko Mbàkke mu ne ma sens interdit laa lay ñaan nangu lépp ci àdduna moom des sens interdit waaw mooy yar gi mu ne fu la neex jaaral te loolu nag Abdoulaye maa ngi la ci tegal leen na soo gisee ñu naan la yaral sa doom ci diine ci ngor ci jom boo génnee àdduna moo tax ndax taxawu ba loolu yàlla ni ko yàlla defal président sa kàddu gu mujj di sant di gërëm vraiment ngañ di la féliciter une fois de plus tànk jàmm yi ngay dox yu baax yi ngay def si dëkk bi te di boole ak sutura di gërëm également tout le CNG de lutte di profiter une fois de plus nag di jaale notre frère Mangade bi fi woon toog pour wax si événement bi di wax waa Kaolack daal nii tout le Sénégal je dis bien tout le Sénégal muy le Sénégal sport le Sénégal culture ñu ngi ñëw ak Kaolack à partir de jeudi mu doon vendredi samedi dimanche 3 jours de spectacle yoo xam ni bëgg nañ fa def loo xam ni waxuma musuñu ko def waaye boog dina jafe pour ñu def ko donc ñuy ñaan daal ñu accueillir ñu dans les meilleures conditions teral ñu parce que boo amee gan da nga koy teral wane lépp lu ñu am ci aada lépp lu ñu am ci cosaan ñu génne ko dalal gan yi pour ñu mën a vivre un excellent drapeau di gërëm nag moom président Bira Sène et toute l'équipe du CNG comme ni ma ko waxee di wax daal c'est avec beaucoup de plaisir lañ ñëwoon wii si jërëjëf di leen jox rendez-vous ci drapeau bi incha allah jërëjëf mu doon seen émission arène sénégalaise dalaloon ci nag le premier vice-président du CNG de lutte waxtaanee li nga xam ne mooy drapeau du chef de l'État mbokk yi nag dama leen di bàyyi ak Fata production Yaxya Jóob Yékini keroog ñu ngi woon ca Ñaaxaar ci dëkk boobu nga xam ne dëkku cosaan boobu nga xam ne bés boobu mu darajale ko Serigne Diouf directeur des opérations CMU couverture maladie universelle moom la ko dara jaale woon moom it mu def ca la mu ci war a def yëpp ànd ak ay bokkam mbokk yi dama leen di bàyyi ak Mamadi mi nga xam ne moo ñu teewaloon foofu ca Ñaaxar ak Fata production Yaxya Jóob Yékini roi des arènes mbokk yi jërë ngeen jëf fii laa leen di tàggoo ba beneen émission incha allahu rabbi ci kàttanu yàlla jërëjëf mbokki téléspectateurs yi ñuy bàyyi xel jërëjëf Alaaji Ngagne Diagne bu ngeen gisee fii ñu taxaw tey ci tableau bi nga xamante ne ñu ngi Ñaaxar champion bu mag di Yaxya Jóob Yékini moo ñu fee woo tey teg fii ci samedi bi teg fi 3 millions ndeysaan moom la ñuy jongante tey nga xamante kenn du werante ak ndaanaana moom Yaxya Jóob Yékini loolu la ñu leen di wan dañuy dugg ci biir wan leen taarixu li nga xamante ne mooy Ñaaxar wan leen li nga xamante ne moo fii am dañu ànd ak suñu caméraman Cheikh Diop ñu wan leen li fii am mbokki téléspectateurs yi acca ñu dem biir Ñaaxar
ngi nuyu ñëpp di leen sant di leen gërëm vraiment di am mbégte trop ndaxte bu ma juumul bii mooy suñu première journée ren ji te vraiment macha allah nit ñi ñëw nañu mbëri ñëw nañu vraiment ñu kontaan ci loolu di gën a sant yàlla di wax tuuti rek ci li waral bés bi parce que nag bu ñëwee ñaaxar di tëgg xëy na doomu séeréer lañu mais am na ku tax mu am muy Serigne Diouf di faata comme man ñu bokk benn maam vraiment mu doon xalaatam yàlla def ci barke kon ñu ngi koy sant di ko gërëm ak directeur couverture maladie universelle parce que ñoom laa ci àndal te bu opposé wu woon du sotti kon vraiment man ak CMU suñu ànd kontaan naa ci trop dese nañu journée yu bari parce que buñ jógee fi Joal lañ jëm après Mbour Dakar Ndangaan après ñëwaat Dakar tëj loolu boo ko mënee def partenaires yi ñoo tax vraiment di sant Ñaaxar yëpp ak li ko wër parce que Ñaaxar du benn dëkk li ko wër ci dëkk kenn xamul nu mu toll vraiment di leen sant gis ngeen làmb ji ni mel di sant le maire Makodou def na ci loxoom maître Bassirou Ngom Aliou Faye bu Koud ak ñu bëree bëri Tamsir Diouf di sunu doomu day waroon na fee ñëw mais dafa am yoon bu ko bett bu dem Maroc mais délégation mi ngi ñëw di leen sant yéen presse bi parce que taxawaay bi rafet na ñii ci suba ba léegi ñu ngi fi ngañ ak équipe am vraiment yéen it gis nañ seen taxawaay vraiment daal xol sedd na ñu ngi sant amateurs yi mbër yi presse bi ak vraiment ki tax bés bi am muy Serigne Diouf ak soxnaam vraiment loolu laa amoon lu ma ciy wax di leen jox rendez-vous Joal le 12 juin. salaamaaleykum sëñ Ngagne maa ngi lay nuyu di la gërëm di la féliciter pour ton déplacement au niveau de Niakhar su ma lay féliciter également féliciter ITV groupe bi yëpp di rafetlu suñu partenariat également ak Fata production nga xam ne partenariat bu yàgg la lii mooy deuxième édition gala de lutte organisé par Fata Production en collaboration avec l'agence de la couverture maladie universelle muy loo xam ne ci ndigal directeur général chaque année dañ ko fas yéene organisé à Niakhar parce que wax lam wax séeréer ku wax séeréer wax siin ku wax siin wax Niakhar looloo waral tey ñu indi lam bi fii muy lam boo xam ne nag dañ ci profito pour sensibiliser nit ñi ci mbirum couverture maladie universelle maanaam ñu fexe ba nit ñi muy sénégalais képp kuy sénégalais muy yaay nga xam yaay mbër nga xam yaay artisan napkat way samakat soo feebar rek mën a faju ci anam yoo xam ne dafay oyof ci yow. et d'ailleurs ci loolu ñu ngi féliciter président de la république parce que région bu nekk fas yéene na fa def benn pôle emploi boo xam ne day nekk un guichet unique bu permettre tey tous les jeunes de la région de Fatick képp ku soxla financement DER di nga ko xam képp ku soxla également ANPEJ accompagné di nga ko dem képp koo xam ne également FONGIP mën na la gunge nga toog fa en matière de formation professionnelle également ñu waa ONFP ak yeneen structures yëpp boo demee ci guichet automatique guichet
multi emploi boobu dinañ la mën nga gunge. bés bu rëy la may fàttali ne rek ñu ngi ci 2e édition donc du buleet bés bii nag suñu bés la ñun ñëpp d'abord xam ngeen suñu diggante ak Yaxya muy grand champion amul lu mu deful ci lamb donc bu tanee Ñaaxar ñëw fii pour organiser lamb bu tollu nii man may nekk maire Ñaaxar dama ciy kontaan ndax ci dalli sëriñ doomu Ñaaxar la te def li nga xamante ne mooy allier l'utile à l'agréable xam nga journée bi yëpp ñu ngi doon def ay enrôlement CMU loolu lu am solo la parce que nag santé moo jiitu lépp ci guddi gi ñu ngi nii di foo di ree xam naa yow ku xam làmb nga maa ngi doog am occasion nag daxe mais kontaan naa donc dëkk bii daal suñu kontaan nañu ñu ngi encourager aussi Yaxya Yone bañu fatu ko xaye ko fa manona e Yone bañu fatu ko xaye ko fa manona Yone bañu fatu ko xaye ko fa manona mais Serigne Ndiaye loo wax loo yëg jamono bi. mais sant yàlla rek. ah bon waaw këram mi gañ ko. fu jëm ak sa waay. ngeen yàlla jël ko rek. ndeysaan ñaari mbër yaa ngi noonu ci diggi géew bi diggante Famara Sarr ak Serigne Ndiaye numéro 2. Famara Sarr ak Serigne Ndiaye numéro 2 arbitre bi soufflé na. 2 heures du matin dem na ba teg fukki minutes ak ñett arbitre bi soufflé na 2 heures 13 minutes ci guddi ak Fata production Yaxya Diop Yékini Serigne Ndiaye jël na ko Famara Famara du ñeexu ñebe de Serigne Ndiaye ndeysaan jàppante nañu Famara jàpp na xañ ko mu jàpp ndeysaan tey Serigne Ndiaye li nga daan yéegi ci gaay yéegoo ko tey de buddi na ko door na ko suuf waaw doole doxul jàmm Serigne Ndiaye numéro 2 daan na ko la ilaha illallah Serigne Ndiaye numéro 2 Serigne Ndiaye numéro 2 daan na Famara sant yàlla rek. waa ji ma yoo ko daan. mais sant yàlla yi dañ ko mujjee nii foo rek sant yàlla. lan ngay wax waa Fass. sant yàlla gëm ko mbaa tabaxee rek. yéen a xam yàq sama entraîneur. jaajëf.
bés bu nekk mooy toppatoo nit yi maa ngi def li ma mën ndax wérgu yaram dafa am solo maa ngi dox ci li gën tamit ngir toppatoo sama njaboot ni jigéenu Sénégal yu bari maa ngi taamu meewu l'écran bés bu nekk ndax nag mooy garanti meewu nag piir bu am juróom-ñetti ferñeent li gën ci sama wérgu yaramu njaboot te seen wérgu yaram amul njëkk def li gën rekk moo am solo te taamu meewu l'écran moo am solo l'écran firnde mbëggeel bi gën a wóor